asalaamaaleykum mbokku déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teer fi ñëw doon ngeen di teelu seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na comme ni ñu koy defee rek samedi ju ne su waxtu yu jotee ñu fas yéene ànd ak àdduna wërngal képp ci la ñuy waxtaanee lépp rek soxal li nga xam ne nag moo di askan wi. dañ koy defee rek samedi ji bu waxtu wi nga xam ni moo di 9h toftalay simili dinañ ànd ak àdduna wërngal képp ci waxtaan wala léeg-léeg gan yi leen di indil. jëmale rek ci li nga xam ne daal mooy société bi ak léeg-léeg yenn dogal wala sax léeg-léeg tamit ci yenn yi nga xam ni jàpp nañ ni ñoom war nañ si àddu wax ci lañ ci xam ci li nga xam nag mooy daal situation Sénégal. seen émission citoyenne émission askan wi ñëwaat na tey ñuy waxtaanee tey mbokk yi gannaaw ba ñu ziaree ñëpp ñenn ñi ñaanal leen une bonne fête de Korité ñeneen ñi suba incha allah rabbi di baal ñëpp ak di leen baalu àq. ci li nga xam nag moo di léeg-léeg ci dog-dog yeeg ak yenn yi nga xam ne daanaka daal du suñu tayef waaye nag muy tukkee ci ñun jëm ci yéen wala lenn loo xam ne tamit dox na suñu diggante te loo xam ne daal yéguñu ko wala que tiinuñu ko te loolee mu xaw a loo xam ne daal saa foog wala waroog li nga xam ne moom la askan bëgg wala sax ñenn ñi nga xam ne ñoom la ñuy jokkal di ci jégalu bu baax di ci jégal ñëpp nag comme ni ñu ko defee rek mbokk yi dañu ànd ak ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy déglu sur seen rajo Sud FM. si seen émission loo ci xam seen émission loo ci xam bi nag tey ñuy waxtaanee li nga xam ni mooy daal tey jëm ci ñoo ngi ci waxtaanu Korité waaye waxtaan tamit li nga xam ne bu ñu waxee Korité wax ndaw ñi wax tamit kër yi tey nañ si waxtaanee ci li jëm ci li nga xam ni moo jëm ci nan lañ ko mën a gérer ak Covid 19 beeg xale yi nga xam ni daanaka dinañ leen bàyyi. léeg-léeg ci Korité gi wala ñu bàyyi leen ci li nga xam ni moo jëm ci ñuy bàyyi di dem di ñaani ndewneel wala yenn yu ci jëm boo tax ni tey tamit ñu def ci waxtaan xool rek ci situation boobee nan la ñu mën a jàppante ci askan wi xool tamit nan lañ si mën a taxawoo jëm ci nit ñi war a tamit téye xale naam ñoo ngi woote ni dañoo war a maanaam ñëw ci lii di situation bi nga xam ni moo di Covid 19 bi téye xale yi te ñi nga xam ne tamit ñoo di njaboot gi. bañ nag naam sax bu nekkee ñu bëri ñoom jàpp nañ ni julliwuñu tey duñu julli ci ca jàkk ci jumaa yeeg yu ci mel waaye lu ci mënteem rek tey li nga xam ne nag moo di daal situation bi ñu waxtaanee ko ci seen rajo Sud FM gannaaw nag bu ñu nuyoo ki nga xam ni ñoo di pharmacie nationale d'approvisionnement ci gunge gum ñu gunge tamit di leen ci gërëm bu baax a baax ci loolu si nees gis nag ñu ànd si askan wi ci baalante ak ci lépp li nga xam ne nag moo di fànn woowee. voilà ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam ku baax. alhaji tonto alhaji Moussa Thiam. waaw. Cissé maa ngi lay ziare tonto. ñoo ngi lay delloo ziar lu bari. waaw sa mère bi mu ngi nuyu quoi mère Fandiaye mu ngi nuyu. mère Fandiaye ñoo koy ziar lu bari ndeysaan di ko déwéniti. waaw. waaw ndeysaan di nuyu sama xarit alhaji Bawal Boola borom xol boo sell bi. maa di nuyu ñëpp nag Moussa di baaloo ñëpp ak. waaw. di la baal ak waa àddina bi di baal ak waa Sud FM xam nga may baalu ak waa Sud FM. Moussa ñàkkul na sa émission bi dugg naa ci wala loo xamante ni bokk sa émission te mu naqat la kon maa ngi la bàyyi la ak. dëgg la. ñàkkul loo xam ne wax naa si émission bi auditeur bi déglu. dëgg la mu naqati ko maa ngi koy bàyyi la ak. dëgg la. Moussa maanaam bëgg réew mi rek moo ñu tax ñu dugg sa rajo bi Moussa. dëgg la. wallaay bëgg réew mi rek Moussa mais Moussa crédit bi ñuy jëlee di ko intervention ci sa émission bi Moussa. moo naa ko jëlee gerte caaf yooyu wala ma jëlee ko boisson naan ko du dëgg. kon réew mi nag moo ñu ñor di baalu ñëpp ak nag di baalu adduna tout le monde nag di la wax ne nag Moussa man nag tey la am fanweeri fan nag. waaw man moom dëgg yàlla moom tey moom damaa woor tey la am fanweeri fan ndax man waa Ndeye laa wooroon. waaw am solo waaw ku nekk ak sa liberté. waaw di baalu ñëpp ak di wax ne rek Sénégal daal yal na yàlla dafa ñu jàmm. ñun ñëpp jàmm adduna bi yëpp rawat na réewum Sénégal. réewum Sénégal Alaaji Moussa. yàlla na fi taf jàmm ju sax dakk. dakk ñu feebar yàlla na yàlla wéral leen. allahumma amiin waay. ñu feebaragul yàlla buñ feebar. waaw. ñu tër ci doon hôpital yàlla nañ jóg. amiin. lépp loo xamante ni mu ngi ci àdduna bi daal loo xamante ni ñaaw teer yàlla na ko yàlla jëlee barke barke weeru koor wi amiin waay. lépp loo xamante ni maanaam nag loo xamante ni ñaaw teer la loo xamante ni nan raa ñëw ci kaw askan yàlla na ko yàlla nëbbu ak barke Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man noo waajee xale yi mbaa yéen nag leen di wax ni naanaam génn yéeg dem ñaani maa ngi ñëw man moom yàlla dafa dogal comme Aliou Ndiaye téye na ma Dakar waaye Aliou Ndiaye moo leen téye wala yéen mbas bi moo leen téye Aliou Ndiaye moo ma téye de déet waaye mbas bee téye nit ñi rek waaw maa ngi def passage nag ma ne waaw di wax rek ne maanaam comme yàlla dogal na ay nañu dem ak dikk bi Moussa noo gouvernement bi am mat gu toll nii xale ba nga xam ne ni gis nañ la nga topp ci mbedd mi di njàndewinal
ñu fexe ba xam sa waajur teg la ci yoon. waaw. du dëgg. waaw. ku aaye dem bee dikk bi Moussa ku aaye dem bee dikk lu toll ni julli Moussa. ñu aaye dem bee dikk ñu bu dem sa dëkk toogal ci fa ku nekk na toog ci fa toog. waaw ndax mbas bi wax dëgg yàlla. waaw ndax mbas mi. wallaay wallaay. kon nag gouvernement bi itam na am ci bu toll ne maanaam responsabilité bu toll nii. xale bu génn si mbedd mi ñu xam say waajur kan la ñu jël teg la ci yoon du dëgg. di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan bépp na di mun a am lu mu waxoon. lu mu waxoon Birama Ndiaye. naa ne ko nag yéen journaliste da ngeen ñaxtu woon nag waaye yéen a gën a sonn ñëpp Alaaji Moussa. mu leen gars yi jàpp Moussa yaa ma ne fi ngeen waxee man maa leen na waxal nag man maa leen gisee. waaw d'accord. man maa leen na waxal ndax Moussa yéen sonn ngeen Moussa ci askan ngeen bokk. waaw dëgg la de. ah ci askan Moussa bokk ci askan. dëgg la wallaay dëgg la de ci askan wi lañu bokk. yaa ma ne fi ngeen waxee tey si nga toog foofu sa rajo sa émission bi. di wax ne am naa lu ma métti ci réew mi di woon am naa lu ma métti Moussa da ngay lekk di naan. wallaay dëgg la. sa njaboot di lekk di naan. dëgg la. ba directeur bi ba gi day nekk di naan daa yor njaboot. wallaay dëgg la. kon nag Moussa ne leen gouvernement bi gës te askan wi ngeen bokk yéen a gën a sonn ñëpp Alaaji Moussa. jërëjëf. publicité yi waroon daw si rajo dawal si rajo émission yi nga xam yéen a ko doon def si activité yi di dama ko dikk defu leen ko. kon nag ma leen gouvernement bi geesu. ndax ñun ñu bokk lépp journaliste beeg maanaam militaire beeg commerçant bi ñu ay Sénégalais lañu. dëgg la wallaay. kon nag nañu yéenante jàmm di def jàmm di wax jàmm. jërëjëf. ñi nga xam ne ñoo ñu jiite muy président Macky Sall. na yërëm aw askanam. ndax bu yërëm aw askanam yàlla wàcc yërmande. kaw askan wi. ñi nga xam ne ñoo ay ministre am nekk ay directeur am nekk ay ñoom na yërëm askan wi Moussa jàmm na ñooy. dëgg la jërëjëf. ndax ñun mënuñoo dem Moussa mënuñoo dem seen réew lañ moom. wallaay dëgg la. te ñun ñu fi nekk ñu Alaaji Moussa. àdduna ànd ala kulli àll dinañ ko jógee. dëgg la. Aliou Ndiaye daan nga fi dégg monsieur Ousmane Ngom. waaw. Ousmane Ngom da nga ko déggati. waaw loolu la de. kon Moussa nañu rafetal rek ñun ñëpp nañu rafetal. waaw mais décision yooyu ñu jël tamit léeg-léeg boo xoolee jàpp nañ ni ñoom ñiy saytu mbir mi ñoo ne daal lii buñ ko bàyyi peut-être lawaange dina indi te loolee mën na indi yeneen. yeneen jéye. waaw ba tey. waaw ànd naa ak Aliou Ndiaye waaye man xam nga fa laa d'accord ak Aliou Ndiaye. maanaam président la République xam nga kilifa la. dëgg la par moo la yilif mu yilif Aliou Ndiaye. dëgg la. dafa def déclaration taxaw si askan wi ne maanaam danaa fexe ba nga xam ne ñu war a dem julli ji de ñu war a dem bay danaa fexe organiser bañ dem bay. waaw bu ñu dem bay waaw. xam nga ne président la République moo ko wax. waaw. mais président kilifa la président bu waxee dara dañ ko war a jëfee. waaw dëgg la waaye nag mais situation yi tamit mën na changer ci diggante yi. waaw mais situation yi bu changé Aliou Ndiaye ba mu génnee ne dafa xaaye dem julli ji wala xaaye dafa war na leeral ne. président kat waxoon na nanga waaye président kat ba mu koy wax kat lii ak lii moo taxoon. si dégg nga waxee Moussa. allo. waaw ñu ngi lay dégg waa service bi daanelal boog ñu mën a may ñeneen ñi. waaw léegi daal man daal loolu laa jàpp. jërëjëf man daal président de la République daal kilifa la su waxee daal waxam jëfe la woon. jërëjëf voilà cheikh bi ñoo ngi koy ziar waa Medina Parxa ñëpp ñoo ngi leen di ziar tamit di leen déwénati asalaamaaleykum. ku baax na nga def allo. waaw kooku dafa 88 628 98 98 bu nekk am na ko ne salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ Moussa Thiam. waaw. ñu lay ziar de. ñoo ngi lay delloo ziar. naka koor gi. sant yàlla tabaarikàlla ñoo ngi sant tabaarikàlla. alhamdulilah. waaw ci rafetlu tembe. waaw. kooku. ci sëñ Moussa Ndiaye la. waaw sëñ Moussa bisimilah turandoo. waaw di woote Massa Thiam bi. waaw. waaw di déwénati ñëpp. di baal ak ñëpp di baal naa ñëpp ak yal na yàlla boole baal. allahumma amiin waay. yéen waa Sud FM sant leen bu baax a baax. dëgg la jërëjëf. seen taxawaay ci askan wi. vraiment vous êtes la voix des sans voix. lépp lu askan wi yittewoo rek yéen a ngi. xoolu leen ci lu ngeen am wala lu ngeen ci nekk. waay. waaw donc kon yàlla na yàlla fay. dëgg la. waaw. jërëjëf di dëkk ñëpp di vraiment di tam ñaanal jàmm son excellence le président de la république monsieur Macky Sall. ak gouvernement am Sénégal yëpp. ci leen ñaanal jàmm ci leen ñaanal ñu fekk ay déwén yu bëree bëri. waaw di wax ne que man moom comme. kooku génn léegi sëñ Malick. waaw maa ngi koy ziare. Malick Cissé waaw. waaw di koy ñaanal ak dëkkam boobu am courant ndax. waaw courant dëgg la ndeysaan wallaay de laay Medina Park. mais dégg nga def. bu ñu affaire
bu bëggee courant bi ñëw Medina Parka. waaw dégg na ñëw APR. déet non loolu nag du débat bi wax dëgg yàlla waaw. yow solo mais c'est pas ku nekk APR rek la ñu war a defal tamit li nga xam ni nguur gi da koo def. da koy toj da ngay sànni xeer rek quoi. je sais mais aussi xam nga am na waaw. waaw di ñëw ci kii bi rek comme ni ma waxee noonu man itam loolu ko daal maanaam tey man itam. dëgg la seulement foofu ne Dakar. dëgg la. mais décision yi xam nga man accepté naa parce que tam ci état lañ nekk quoi. waaw parce que état li muy xam xëy na moom rek moo koy xam. dëgg la waaw c'est vrai. xëy na état bi wax nañu mais. lépp loo gis ne dafa am lu ko waral. boo jëlee benn décision nga dem ba ci biir xam ne décision bi nga jël baaxul nga dellu si ginnaaw. loolu yaakaar naa ne quoi. oui. waaw parce que yaakaar naa ne état bi dafa. dëgg la waaw. lépp jaar yoon. waaw dëgg la lépp waaw ñoom dañ fi nekk pour waaw ci orienté tamit mu ñuy jël décision yoo xam ne wax dëgg yàlla. tey jii bu bàyyi woon gars yi dem. non yaakaar naa ni mën naa am loo xamante ne ay loraange di dem quoi. waaw mën naa nekk moom en général ñu ci dafa nekk épicentre maladie bi. dëgg la waaw xam nga tey nga jóge Dakar dem ci village yi. yaakaar naa ni mën nga koy yóbbu feebar bi te loolu bu boobaa. xam nga en tout cas décision bi daal man maa ngi koy rafetlu. jërëjëf di ñaanal ñëpp jàmm. mais si wàccaay xale yeeg yooyu mbaa macha allah ay tamit xale yi di nga leen di téye ci kër ga maanaam. waaw saa fonte dama doon nekk fii di leen woo bu leen génn bu leen am fenn. waaw parce que ba nga nekk ci jamono boo xamante ne dañu ñëwoon ne kenn ku ne toog fa nga toog. waaw baaxantal bi man moom wax dëgg yàlla. ci jamono seeti kenn. waaw maa ngi toog fi ba toog. di ñaan yàlla musal ñu yàlla. amiin allahumma amiin jërëjëf dama jàmm. amiin amiin xam nga ñëpp nekk ci jàmm daal Sénégal daal xeex ci jàmm sax. jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi lay gërëm sax jërëjëf sëñ Moussa. gërëm nañ la bu baax sëñ Moussa déwénati la donc ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo ñu jël ñi ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi sant ku baax. ñu ngi siyaar lu bëri. danañ saa tur bi ak fooy wootee. Ibrahima Thiam maa ngi wootee fii ci Kër Massar. sëñ Ibrahima bisimilah. waaw man lu ma bëggoon a d'abord maa ngi ndokkale ñu julli tey parce que Sénégal moom lépp benn la daal. waaw wala yàlla ñaala nangul rek. waaw yàlla ñuy boole diine ji ku ci nekk tamit ak nu nga koy gisee ak. na nga koy doxalee daal. dëgg la. waaw ba tax na kon ñu ngi leen di ndokkale di leen baalu àq. dëgg la. waaw yéen tamit ñu ngi leen di baalu àq parce que depuis man certain temps laa commencé di jàpp rajo mais ba nga commencé jàpp ba léegi. bàyyi ma ko saa yi ma xëy 24 heures sur 24 dama koy déglu. jërëjëf waay. la waaw rajo bu am njëriñ la vraiment maa ngi leen di félicité. jërëjëf sëñ Thiam. di leen encouragé quoi. waaw man dama bëggoon wax li jëm ci problème mu gars yi nga xam ne ñoo bëgg a dëpp yoon yi dem. waaw. waaw parce que boo xoolee yàgg nañ julli Korité sans problème. waaw. ku ci nekk dem ci jàmm dem fekk sa njaboot. macha allah ñu ngi si waat ci jàmm. kun suñu demee tey ba problème bi am. kun ku ci ne war nga muñ benn Korité yàqul dara. muñ ko muñ ko yàlla baax na balay tabaski xëy na incha allah tabaski ngi ñëw waaw walaay balaa tabaski dina changé xam nga léegi ñi nga xam ne ñu ngi bëtu yoon parce que mën nga yóbbaale jàngoro bi wàll ko ko boobaa di nga gën a indi problème ci réew mi. dëgg la kay. surtout cas communautaire yi nga xamante ni mu ngi wulee ñaay instant bi ci Dakar. bëri na ñoo xam ne ñu bëgg a dem te ñoom ñu ngi ànd ak cas communautaire yi dem. bëgg ko yóbbaale seen njaboot. kon daal man li may ñaan daal ñi nga xam ne mooy force de l'ordre gendarmerie force de défense. waaw. ñu mën a def seen xarañte ba ñi bëgg a dem ñu téye leen. wallaay. jubluñ ci pour tere leen. parce que ngir seen teeyu bakkan mais li ci jublu pour kaaraange seen kaaraange te ñoo xamuñ ko. dëgg la wallaay dëgg la. te Sénégal. nit ñu bëri dañu di koy wax ñuy mer boo xam ñu ne Sénégal yi dañoo dëgër bopp dañoo indiscipliné mais c'est vrai. Sénégal bëggul problème Sénégal moom bëggul ku leen yilif ñun Sénégal la moo suñu problème kenn ñu yilif. luñ fi teg ci yilif ñu ne non ñii dañoo bëgg a indi ay problème dañoo bëgg a xëy suñu àq yelleef te fekk demeewul noonu. nañ bàyyi di diaboliser affaire yi li mooy feebar dafa am na ñëpp toog. julli Korité foo ko jullee baax na nga toog jullee ko fii. waaw. ngir aar sa bopp aar ñi ngay fekki. man loolu laa jàpp ne loolu mooy yoon. wallaay dëgg la dëgg la waaye képp ku ko bëgg a bët benn yaa ngi aw sa yoonu bopp. wax ko dëgg yàlla defoo lu diine santaane. wallaay defoo li nga xamante ni respect santaane na ko wala civisme. da ngaa def loo neex rek. waay surtout. kun tax na daal man daal maa ngi ñaan. jërëjëf sëñ Ibrahima jërëjëf mooy gendarmerie ñu gën cee taxaw. jërëjëf sëñ Ibrahima. maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf sëñ Ibrahima Thiam ci intervention boobu gis nañ sax ci benn vidéo bi ñu ma envoyé benn camion bu yàpp ay nit maanaam fii lu yéeme ndeysaan yàpp ay nit lu toll ni 13 personnes ñu teg leen baas bu tàng bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def.
jàmm rek. waaw tur bi ak fu ñu woowee. El Hadj Guédiawaye. El Hadj bisimilah. waaw ñu ngi leen di masawu di leen baalu àq di leen baal àq. baal nañ leen baal ñu. mais Moussa man gis nga nit ñi dama yaakaar ne dañoo xamul li nekk ci feebar bi. parce que feebar bi nga xam ne ki ka am ak ki ka amul yëpp kenn ci ñoom mënul taxaw waat ne am naa ko wala amuma ko. oui. parce que amul benn mandarga buy feeñ ci yow. yow nga war a mën a jël responsabilité jóge sa kër. dugg ci ay camion wala dugg ci nu mu tudd yéeg ay Jakarta ba yegg fa nga jëm. wàll leen feebar bi toog yow sa ñëw ban njëriñ la am. oui. loraange nga indi. oui. te aussi nit ñi nañu bàyyi xel que ne ñi nekk au niveau de l'État ñi nekk au sommet. information yi ñu am ak ñun yi ñuy am bokkul. te aussi gestion gouvernement dama yaakaar ne du alxuraan ba nit ki ne wala diw moo wax lii wala diw moo wax lee la moo tax mu dellu ci ginnaaw. dara du ci alxuraan. donc nit ki day jël décision bi 5 minutes après mu am beneen information day changé. oui. day évoluer. waaw mais ki nekk ci ginnaaw moom li mu gis yëpp mooy bëgg-bëggam la. waaw c'est ça. moom bëgg-bëggam rek lay seet. mais Moussa yow ñaata tabaski nga tabaski ñaata korité nga korité. macha allah wallaay. est-ce que benn bii. da lay wàññi wala da lay yokk dara. wallaay lan la mën a gàllankoor. waaw parce que mu nga ci jàngat lu bari keroog maa ngi gis benn poste Alassane Samba Diop journaliste muy wax ni dëgg la sax ñoo ngi tawaafuñu teewut la vie continue yàlla ngi exister lépp ngi exister wax ci ay yu bëri yoo xam ne exemple jof nañ ko te gàllankooru tukkee ci Covid bi la waaye teewut la vie continue. mais Moussa. màkk ci boppam taaba nga tëj nañ ko plus de 40 fois. wallaay wallaay ak yeneen ak yeneen ak yeneen. est-ce que dafa tax population ci musulman bi wàññeeku. wala mu faiblir wala lenn. nit ñi aussi nañuy am conscience que ne tey jii ñun gënuñoo gëm reste population mondiale bi. yàlla gënuñoo gëm nit ñi yàlla nit ñi nañu delloo ci seen xel. bañ a toog di entêté wu. boo gisee propagation feebar bi li ko indi fii yëpp. moom mooy ñi nga xam ne dañuy déplacé wu di yéeg te man dama yaakaar ne feebar bi sax fu mu nekk nii moom. yéen la soo toog ci kii bi rek di xaar frontière yi. foo dëgëree bopp jaar mu kii la mais xoolal boo xoolee 95% ñi jàllale feebar bi yëpp. moom mooy ñi nga xam ne dañoo dëgër bopp kii. nu mu tudd sax jaar ci ay prox ndoll pour dem. ñoom ñoo jàllale feebar bi xool ay dëkk yoo xam ne mosuñoo am feebar bi toog pendant 15 jours. amuñu feebar bi jékki-jékki benn jour feebar bi ñëw. donc la ko fa indi ku bees la. waaw parce que temps d'incubation bi ëppul 15 jours. donc bu dëkk toogee 15 jours amuñu feebar jékki-jékki feebar bi apparaître na am na ku dëgër bopp fu ñëw. dëgg la dëgg la. léegi kooku lor neneen pour lan pour satisfaire benn plaisir am bu ndaw. wallaay 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 ndeysaan. donc nit ñi war nañu delloo ci seen xel. dëgg la dëgg la te métti na affaire waaye. bi fu mu nekk nii balaa nga ne naam ne fa ña nekk hôpital amul kenn ci ñoom. hôpital ay Korité Tabaski. ña nekk hôpital ña nekk prison yi ñëpp amul kenn ku ci tal loolu parce que newuñu fa. wallaay dëgg la. donc comme balaa nga ne naam ne fa. nit ñi nañu fexe ne naam. benn yoon dëgg la. yàlla moom xanaa moom naam bi la jiital. waaw loolu la dëgg la jërëjëf. naam day jiitu yow waxoon naam kay bu neewoo fa amoo fa benn njëriñ. wallaay 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 sëñ bi. donc nit ñi nañ delloo ci seen xel bëgg a toog ne par force damay dem ci lii damay dem ci lële dañuy dem ci lële. dara wutiwuñ ko fu affaire puukare rek moo leen yóbbu ak def naa lii nee nañu bu kenn dem naa maa ngi nii yegsi naa. bravo yéeme na jërëjëf sëñ El Hadj ñu ngi lay gërëm sant intervention bi ci El Hadj Guédiawaye ñu xaar keneen ci ligne bi waaye di fàttali ni kon 10 heures bu jotee danañ jokkoo ak ñu fële ministère de l'éducation maa ngi jégalu ministère de la santé ci li nga xam ne moo di situation jour bi waaye teew tamit ba tey ndaxte li nga xam ni moo jëm ci waxtaan wi ñoo ngi ci doon boole lenn li nga xam tamit ci wàccaay dem jàngi jéeg yooyu yëpp naam sax bu nekkee matukaay yëpp ñu ngi koy jël waaye dafa mel ni daal dafa am ñu xaw a am ci liñ ci am njàqare tuuti waaye teewut ba tey rek ci waxtaan bi mën nañu ko ci boole ndaxte nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu wàccaay korité gi ni ñu war a téye xale yi ak lépp lu jëm ci ñi nga xam ne dañoo bëgg maaleykum salaam. Moussa su ma duggee cote na de yàlla bu ministre bi dab ma. waaw d'accord doo dab. ñu ngi ñaan suñu kàddu fekk ko ci jàmm. amiin amiin. Moussa maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yi. ñu ngi lay fay. di baaluwaat ñëpp àq di baal ñëpp àq. jërëjëf jërëjëf.
leen siyaare ci weeru tedd weeg waxtu wi. amiin amiin walaay. yàlla na yàlla nangul jullit yëpp. amiin amiin walaay. liñ ci jaamu li muy bare ka néew yàlla na ko yàlla nangu. amiin amiin amiin. rëcc yàlla na ko yàlla jéggal. amiin amiin. te yàlla defal na nawet bu teel bu barkeel. amiin. yàlla génn ci situation bi ñu nekk. maa ngi nuyu soppe Sénégal. Alaaji Boy Diaw ak sëñ Mamadou Dieng. ak mboolem auditeurs yi. ñu ngi lay fay rawatina ñu nekk bitim réew. jërëjëf. Moussa di dellusiwaat ci waxtaanu rek. parce que yaakaar naa yaa ngi waxtaane naka la ñuy def ba téye xale yi. waaw ci biir kër gi. waaw. kon jàpp naa ñoom dinañ julli. Moussa. réew mi nañ ko waxtaane ngay réew mi kenn gënul kenn. dëgg la. nañu am respect ci doomu aadama yi. nit ñi dañoo yaree dëkku nit ñi dañoo def nii nit ñi dañoo def nii nit ki fi nga toll ngay waxe Moussa mënuma gëm tey nit ki di liggéey ci organe yor jabar yor doom bàyyi leen ci biir kër ga su xëyee wóor ko ne feebar day am ci biir dëkk bi day dugg ci ñetti oto xëy dem liggéeyi ba ngoon jot mu duggaat ci ñeenti oto jaar ca bitig ba jaar ca marché ba jënd la muy jënd yor na jabar yor na doom mais dafa am gëm yàlla bu toll ci ne def na li mu war a def lépp li ci sa ko bàyyi ci loxo yàlla dafay delluwaat mais yàlla mën na koo dimbale du ko wàll mais waa ji am fii ñeenti weer moom su déparé su demee far fas da koy wàll jabaram jabar moom dafa yor lu nekk lu ko anticipé loo xam ne moom du ko mën a wàll jabaram kee yoru ko wala déet Moussa nañ waxtaane war réew mi parce que nag c'est trop affaire baa ngi ëpp parce que man du man aw ko benn problème man naa fee am sax 5 mais dafa am yoo xam ne mu ngi ëpp parce que jël mbir mi tam yor seen ay organe taxaw organiser sa nit ñi toog naan mais kon léegi suñu eggee ba Tabaski suñu amul serokaan nit ñi duñ dem nit ñi toog taxaw di xool ay avion yoo xam ne ñu ngi jógee bitim réew bërki démb gis naa ñu jógee Dubaï gis naa ñu jógee France ñëw di wëndeelu ci dëkk bi ñu jël ay nit kidnappé leen président wax ministre de l'intérieur wax ay nit def ay pression def seen ay plateau ñu bëgg a jël nit ñi tëj leen ñu yor seen njaboot yi toog ci biir dëkk bi mënuñoo dem feebar bi bët bu set muy gën a avancé ba kañ waaw mais nag c'est vrai que même bu nekkee am na contradiction foofu ci li nga xam ne mooy nañu jàng ak vivre ak virus bi waaye dafa mel tamit dafa am information yoo xam ni ñoom ñoo ko gën a maîtriser ba tar di jëkk donc ci fànn woowu nag mu doon loo xam ni nag tamit jàngat lu ñu si mën a gis la ndaxte nag naam bu nekkee cas contact yi même sax ay cas importé ñoo ngi koy gisaat ce qui veut dire que donc dem beeg dikk bi foofu tamit moo ngi xaw a indi jafe-jafe surtout ci sud bi Ziguinchor ak Kédougou kon nag mu doon yoo xam ni tamit lu yéeme la si situation bi ñuy dund jamono ji ci li nga xam ne moo di Covid bi ak li nga xam ne moo di 34e décès bi ñu nemmeeku tey tamit ku faatu ci feebar bi ak ñeneen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di waaw ñu jël ñi ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. bu baax. waaw Bawal mooy dellu. waaw Bawal bisimilah waaw ñu mel na nga daanal. waaw Moussa. naam. dama jàpp ne léegi. waaw. maanaam bi ma dégloo bi. orienté na li ma bëggoon wax. dama jàpp ne li seen problème. ñi ëpp ci li ñuy wax. mooy cas contact cas communautaire yi. waaw. mais Moussa. dafa tasaaroo ci biir Dakar. waaw. mais pourquoi mënu leen a posé pourquoi naka la ñuy def ba tëj Dakar. waaw kenn amatul sañ-sañu jógee Guédiawaye. ñëw HLM. kenn amatul sañ-sañu jógee HLM. ñëw feneen kon ni ngeen xamante ne moom la ñu defee région Diourbel yépp kenn amul sañ-sañu jógee Bambey dem feneen. mais ñu jël région Dakar ñoom ñu continuer départ dem. bët bu set ñu am lu bëgg a mat 40 nangam. mais ban région maanaam du ma dégg ñaan koo cas comme yi nit ñi ñoo dëgër bopp. mais ba su ngeen xëyee ba jant bi so. ñaata région ngay dégg wala ñaata département ngay dégg. teer ba dugg fa mu am cas commentaire. pourquoi ñu te mu am biir Dakar waa Dakar chaque jour saa bi ñu xëyee. kenn ku ci ne kuy jóge Guédiawaye liggéey si ki jóge Mamel liggéey si ki jóge feneen liggéey si. gaa yi di bëgg a yokk ñu jël ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci àll ba. parce que nit su demee bay def loo xamante ne nit daawu ko def da ngay xam xool fan la toll. nit su demee ba jël boppam. def ko ci biir oto. ñu baase ko fa muy def da nga koy poser question waa ji fan la toll. waa ji fan la toll waa ji su fi nekkee amul ndey amu fi bàyyi amu fi kenn. li mu xamoon mooy da doon xëy dem di maçon ji. wala mu départ de mu xëy na toog lu am ñaar fukki fan yoo xamante ne liggéeyut. su ngoon jotee kenn ku ne jël sa kër tëj ko. jël sa néeg tëj ko. xamoo lekk na xamoo naan na xamoo am na fu mu tëdd amul fu mu tëdd. lu toll ci ñetti weer ñeenti weer. kenn fekku ko ci li nekk. waa jooju day dem ba day tëdd parce que dafa dégg ay cas commentaire ba dee wala nu muy def. yéeme na. mais nit su demee bay def loo xamante ne comme am xara nga ko def da nga koy jiima lijjanti ba xam lan moo xew. waaw lu ko mais poussé ay ba mu nit def taxaw organisme yi jël seen intérêt. teg ko parce que suñu xëyee waa Ndakaaru ñoom kenn amul problème. mais li ngeen di wax su fekkee ne moo nekk dëgg nee na si moom ñuy dégg. na xëy tëj Ndakaaru bu kenn amati sañ sañu jóge ci benn
dox dem ci benn commune dugg ci benn commune. commune u HLM bi jàkkaarloo commune Biscuiterie sax nañ ko baare bu kenn jógee ci HLM dem Biscuiterie. su ko defee nit ñi xamante dañoo yemale nit ñi. waaw mais pourquoi ñu jël nit ñi nga xamante ñoo dëkk ci àll bi ñu tëj leen te ñoom yëguñu tinuñu tëj seen luuma yi ba nag ni fii ma xëy yow ba nag ni luuma yi baree bari ubbi wuñ ko nit ñi war ak koo xamante ne yaakaaru lu passé mbay. dafa départ ñëw fii foraatu. waay bu nag ni mënul am lu mu jënd jiw amul dara. ay waa këram di root fi ne yàlla mën naa dogal balaa bis yi leen si mu taw nga taw te constitué bi kenn organisé wut loolu. waaw ministre ak président xëy na dafay organisé ñooñu naka la ñuy def ba génn leen ci situation boobu. ay nit def ay pression lu la waaye man di wax ministre ak président vision bi ñu jëleen ay pression ñoo leen ci jëlee. président moo xëy wax ne carrément virus bi ci liñ ko jox. waaw ak techniciens yi liñ ko jox. gis nañu ne feeg ñeenti weer wala juróomi weer mën na fee nekk. mën na fi nekk mu ne kon naka nañu seet naka la ñuy def kon organiser nit ñi ba ñu dund ak ñoom. ministre de l'intérieur xëy na wax ne lii mu wax président wax mooy dëgg moom da koo lim sax wax ne marché yi soo fa demee jafe-jafe yi nit ñi am yépp. waaw ne dina xool naka lay organiser ay permis yoo xam ne dina fexe ba nit ñi dem. mais naka bu ñu xëyee lan nga gis rajo yeeg télévision yi ak nit ñi. xëy taxaw def pression ci seen ginnaaw ñu daw pression boobu nit ñi def nag nit ñi mën nañ koo def wala ñu def bu ko ëpp. dañ leen a yar. nitu kaw yi dañ leen a yar mais nag. waaw bu ñu ay xar. waaw sëriñ Abdoulaye mu baax ma dafa waxoon ni nit suñ ko dee def lu mu nangu suñ ko dee def boo koo teg loo xam ne kenn du ko teg nit. war na ne ñokke ba xamante ne nit la. mbaam gàtt na mais ci jur gi la. jur gi la leen tëj yéen ñi nga xamante ne pression baa ngi fi nekk defar dafa set seen koñ yi da am commentaire. nañu koy tëj Ndakaaru. waaw nañ ko tëj bis fa del si. kenn amul sañ-sañu gën ci benn gox. waa gars yi yàgg nañ ko wax confiné Dakar moom. nañ ko tëj fii moo am problème. nañu conféré Ndakaaru. bu kenn génn. presse bi yëpp nañu koy départ de presse benn bu ci ne amatul publicité amatul dara kuy jotale information donc moo fay nekk. ñun ñëpp ñoo xam ne ñoo bokk yem. mais presse boo xam ne daf lay jox ci wàllu koom bi ba caag tax na la may ma jàll sama publicité. suñu xëyee seen ay journal génn. su weesee ñu jot seen ay salaire seen ay salaire taxaw ne dañuy tëj nit ñi ba kañ mais Moussa app na. waaw mais c'est-à-dire c'est vrai que lu am waaw ñoo ngi lay dégg ma ne lu nekk mën a nekk waaye tamit ñu normer ko régler ko ba pare tamit organiser ko parce que c'est vrai que ñi war a béy war nañoo bëri mais tamit ñoom est-ce que am nañu jumtukaay saytu ña ñooy béykat yi ñu jaar ci ñoom ñu jox leen parce que ñooñu tamit daanaka fu mu ne nii seen i tool yi leen di xaar même bu nekkee sax dañ leen téye biir xool ndax dara newul ci ñoom ñu bàyyi leen ñu rejoindre régions yi loolu tamit. xam nga yaa wax organiser. Ndakaaru moom kenn organisé wu ko. waaw yéeme na. oto yaa ngi daw. fi ngay liggéey bokkut ak fi nga dëkk. man fi may liggéey bokkut ak fi mu dëkk. fii ma toog maa ngi jàkkaarloo yow. maanaam mën naa ne 16 communes yi nekk ci Dakar fi may liggéey commune benn bu ci nit xëy jógee dafa xëy di ko liggéey si fi man. mais ñooñu mën nañ leen a defal loolu. mais Moussa réew mi du ñaari réew. benn réew la. xam nga yiñ bëgg parce que dañuy seet ku xam réew mi ni mu demee amuñu moyen bu toll ci ne. maanaam dañoo mën a xool te du organiser nit ñi naka la ñuy def ba bàyyi dañ leen di xool. ci bëgg a bàyyi dikk dafa bëgg a bàyyi dañ koy bàyyi mu bàyyi. loolu mooy yoon par exemple moo ñu wax lu leer te Moussa coow li muy bari dafay mitti mais foofu la ñu jëm. nit sa rajo bii doo ma wax ne ma dëkk sàngam day feebar ba jeex na fa ñu ne lan moo fa jeex ñu ne tëj moo ko jeex. amul. mais pourquoi ñuy daw di jëm ci lu amul. dëkk yi nga xam ne dañoo tëjal ëpp ñu doole yépp naka la ñuy def dañoo seet naka la ñuy def ba tijji. nit ñi ñu fexe ba jàngal leen nag léegi comme li président wax. naka la ñuy def ba civilisé naka la ñuy def ba moytu ko. naka la ñuy def ba ku gis loo xam ne da nga koo xamul nga dem kër docteur. kër docteur yi gën a yaatal dama jàpp ne situation bi foofu la nekk. mais Moussa du fekkee da ngeen ñuy wax ba kañ. dañuy naan dañu demee ba amuñu benn ferokaay ci la ñuy jeex. wala naka wala ngeen ne nii mooy suñu continuer même Tabaski du génn dëkk bi. dañu wax loolu nañ ñu wax ne ñu fekk ma ngi am lii su Tabaski jotee. lii du amee parce que yow Tabaski ba Tabaski ngay génn dëkk bi. nga ne garaaw kon kori kenn garaaw benn bis la. waaw mais yooyu nañ ko bàyyi Moussa nit man li may wax yàlla ak yonent bi seetlu ne. man yàlla fii may wax ak yow. su fekkee ne caaxaan jeex na ba dëgg des. am naa tey moyen bu ma génne dëkk bi. mais ëppale naa tey sama bopp dëkk ba ma dëkk tey muy sama village. ma taal sama oto tey dem fa. fekk fa ay nit ñoo xamante ne seen doom yi ak ñu xam nañ ma maa ñoo fa daan bokk toog. sama moyen bopp taxuma dem fa. rusu naa ko daray àdduna jëralu ma ko. dëgg la am naa permis man na maa dem. mais du ma dem. parce que li tax du ma dem rus naa loolu. jomb naa loolu. dama comme ku jomb loolu nag jomb naa yóbbu feebar. dëgg la mais nag Moussa dafa ñoo mel ni tey kamoon taaw ni amatuñu avocat amuñu dara amatuñu. non non Moussa nit na. dama xam xale yi fi ñu toll da ngay toog xale boo xam ne bi mu fi nekk ba léegi daf daan liggéey ñëw. di la dénk tey mu dem ba caag mu dikk taxaw toog di wax ak yow sëgg. nga ne ko loo xew lu xew publicité ko. nga ne wane ma amatuma dépasse. dëgg la ci as góor bi ak jullit goo xam ne da doon liggéey. nga taxaw bëgg koo organiser ñeenti weer ba kañ. waaw nañ nga waxaat ministre bi di waxaat président de la République. di ko waxaat kilifaay diine yi. di leen wax ne leen
xale yi nekk tey ci biir Dakar ji sonn nañu. nañu leen organiser nañu leen seetal naka la ñu war a def ba génn dëkk bi. mbaam gàtt na mais ci jur gi la. président de la République bu Sénégal. mu ëpp ñëpp kàddu. dama ne bi muy wax dafa toog wax ne le 2 lay jël. ginnaaw bi dañ ko jox ay information yooyu ngeen di wax moo tax mu wëlbatikuwaat xaar ba le 2 mu ne damay wax mardi. mu jotaan ay information yoo xam ne moo gën a pire moom mujj ko activé damay wax lundi jot ñu toog di ko gis. mu ne nu information yi ñu ko jox ak façon bi ñu ko joxe feebar bi jógee gu fi. nañu seet naka la ñu organiser pour dund ak ñoom. dama ne pourquoi ay nit bëgg a wëlbatikuwaat bëgg a yàqaat loolu. très bien waaw wasalaam. jaajëf Baol nee na kawantaan amatuñu avocat yéeme na kon ñu xaar rek ba tey ñiy bëgg a bokk ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. waaw ku baax tur beeg fa ñu woowee. maa ngi lay ziare. maa ngi lay dala ziar. man nag aw ma habitude di dugg ci rajo. dëgg la. mais damay déglu rajo bi lu bëri. jërëjëf jërëjëf tur beeg woot. waaw tur bi ma koy lekk. d'accord. waaw gis nga li waa ji wax nii. du ma ci dina dara. parce que tëgg bu leer boo ko déggee. neex naa xam. dëgg la. man 4 mois maa ngi Dakar. waaw jël congé. war a seeti sama njaboot. est-ce que. mënumaa génn dëkk bi. te moom moo taxawoon wax ne dinañ jéem a seet def le tout ba ñuy war a dem mu koy wax ñëpp a ngi toog kenn seexlu ko lem. mais dama ne suñu gouvernement bi. suñu bëggee génne feebar bi fii ca ndorteel ba. dañuy tëj Ndakaaru. testé ñëpp wa ilaa ñu xool zone bu nekk cas communautaire yi. fu mu sax. waaw ñu topp ko mais defuñu loolu. saa boo génnee ci garage yaa ngi gis ñu dajaloo tànqaloo parce que gouvernement bi ko créé. chaque jour nga gis jëkkante oto yi. nit ñi buuxante bi. gouvernement bi ko créé. waaw kon cas communautaire yi ñuy wax nii. ñoom ñoo ko indi. ñoom gouvernement bi. ba pare nag ñi war a dem liggéeyi ñi war a bay. tey leen Ndakaaru. waaw lekkuñu naanuñu. ay apprenti ay chauffeurs yoo xamante ne. ñu ngi ci garage yi toog. mënuñoo dem dafa ñaaw. waaw te gis nga xol mooy doomu aadama. te gis nga bu la ñaanalee dina jàpp. waaw pour solo sa bopp parce que dama ne. doomu aadama bu ko xañ kiyam parce que mënoo toog Ndakaaru sa papa nekk Ndakaaru sa yaay nekk Ndakaaru ngay lekk di naan. kii yaayam nekku fi papam nekku fi ay njabootam newuñu fi dafay daan si doole. war a dem nga téye ko fii. ku feebar xam nga. mais waaw mais c'est ça le problème nag est-ce que tamit gars yi dinañ signaler wane ni sax vraiment am nañu ay signes asymptomatiques wane ni vraiment ñi signes yi ñoo ngi ci ñoom parce que nit ñi tamit mën nañu jël mën nañu nëbb loolu dem lor seen njaboot ndax xër. déglu ma ku feebar. ku feebar ku ci ne. xam nga ku nga feebar bii ñuy wax nii. ku mu dal. say activités yëpp a dagg. boo duggee ci yow say activités yëpp dagg. waaw am na ñoo xamante ne nag dégg naa ci médecin ñu ne bu la dalee mën na nekk ci yow après génn dem. mais su fekkee loolu am na. mi ngi ci biir nit ñi. waaw parce que parce que gouvernement bi li mu waroon def defu ko parce que waroon na seet lépp mais dafa ubbi lii ci marché yi. gis nga couvre-feu bi ñuy wax nii. indiwul dara. waaw couvre-feu boo tëjee kon amul benn effet daal ci. waaw parce que boo tëjee baar yi. waaw tëj hôtel yi ak restaurant yi. waaw mais guddi gi kan mooy contaminé kenn. bëccëg bi la ñuy contaminé nit ñi ñuy dugg ci marché yi la. waaw ñu defoon li ñu waroon a def ci yeneen dëkk yi ñu koy gisee. mais cas yi du egg si fii. mais wàññi guddi gi tamit yaakaar naa laa jox toor. ñoom ñoo liggéeyul. d'accord parce que nit du wax ñaari wax kilifa bu dee wax ñaari wax rek. ñaare jàppal parce que ñun waxeen yi dafa bëri trop ci suñu nguur gi. waaw maa ngi jégalu nag. jërëjëf. wasalaam amul solo waaw xalaatam la wax waaye nag waxeet la wala ñoom information la ñu jot ba tax ñu jël loolu yooyu yëpp tamit lu ñu. waaw ñu jël ku baax. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ba Moussa. naam. maa ngi siyaar de. dal nañ la ziar kooku. Ali Cissé. Ali Cissé fu ñu woowee. di la woowee Dakar dëkk Saloum. waaw sëñ Ali bisimilah. maa ngi dëkk Saloum région Kaffrine commune Galabou Diamagadio. est-ce que waaw. Baye Moussa. naam. ñun sonn nañ de. man waxuma ñi nga xamante ni dañoo war a dem bay mais ñi nga xam ne 3 mois sax liggéeyuñ
amuñu fi bàyyi amuñu fi yaay amuñu fi soxna. oui ñooñu sax dama ne dañ leen war a bàyyi. ñu dem ñibbi seen dëkk. ndax tey Baye Moussa. tey Ndakaaru ndax feebar bi mu ngi fi war a nekkul fi. ah mu ngi fi te kay. yow foofu mu nekk Sud FM ba jëm naaj ñaata kilomètre la. Sud FM ba jëm naaj ñaata kilomètre la lu mu dee mën a traité nangam kilomètre. léegi man fi ma dëkk ak Kaffrine nga nangam kilomètre la. léegi kenn amul droit bay ko Kaffrine ñëw suñu dëkk. te léegi li ma mën a wax mooy luuma yi. luuma yi tey xëy na Aly Ngouille Ndiaye wala président de la République xamul ban solo la amal Saalum Saalum yi mais préfet yi nga xam ne nii ñoo nekk ci àll bi. ñoom ñu fal leen fa ñu nekk maire xam nañ li nga xam ne nii moom la luuma représenté Saalum. léegi tey luuma yi gàllankoor bi ñu war a gàllankoor ci nawet bi. sax ñu toog fi war a ruuji. gàllankoor leen ko man gis naa fi ñoo xam ne nii seen waajur mën a tudd dem sa tool yi mu ngi ñoom ñu ngi fii. war a dem ruuji mën nañoo dem ruuji te seen waajur mu ngi moo tudd dem tool te xam nga ne ay jigéen ñu dem ruuji. léegi luuma yi ki nga xamante ni daaw sam deewoon na. mbaamam dee nagam dee mu tey ki nga xam ne fa la ko war a remplacer mooy ci luuma bu dalal gi ñëw bu dem jënd fas wala mu dem jënd mbaam wala mu dem jënd machine. waaw parce que nee nañu luuma yi dinañ koo organiser pour que. luuma yi ubbiwuñ ko ba président waxee ba léegi ne nañ ubbi luuma yi ba léegi nii préfet yi ci àll bi ñu ngi lànk ne duñ ubbi luuma yi xaw ma nag kon mën naa li ma jàpp mooy président de la république dafa wax ba pare ay bëti ko waat gars yi ndaleen nangam ak nangam léegi man dama doon sëyoon gars yi rek. waaye li mu wax nii moom bu leen ko de loolu laa gëm parce que moom lañ fal moom kàddu moo sut ñëpp. waaw ubbi leen luuma yi ngeen dem. waaw moom fu mu toll ci information dëgg la war na am toutes les informations waaw. ubbi leen luuma yi département ba département mais ba léegi nii benn luuma. bu ne ci région Kaffrine région Kaolack buy luuma amul. te léegi luuma yi am na tey yow Saloum xam nga dangay compte téeméer dëkk yoo xam ne nii doo gis courant. ñun luuma yi. waaw ci lañ mën a dem machine soudage yi ñuy ñëw di soudé. soudé ñu suñu corrigé gisee illa yàqoon ñu dem jënaat ko dem préparer nawet bi. mais léegi li nga xam ne ñi teg Dakar ak luuma yi. loolu moom fekkee ne nii luuma yi ubbiwuñu ko jërë sax ñu bàyyi ñu nekk Ndakaaru. ñu dem ruuji. dëgg la ñuy bàyyi ñu nekk Ndakaaru ñu dem ruuji mais préfet yi ne ci àll bi ñoom surtout sama commune mi alaaj jaamal mi nga xam ne moo jiite réseau kii bi. kari ki nga dama gaaji moo ko jiite moom li may wax moom moo gën a xam. li ko xamee lu ko rawul la ko xamee. xam na ne luuma yi moom am na solo Saalum lool. léegi nag ñi nga xam ne tëj nañ leen. léegi bu kenn génn ñaan déwénal moom boo ñaan déwénal koy ñaan yow amoo loo lekk. waaw yéen dafa ne xam nga ne benn waajur di bàyyi sa doom muy génn di dem ñaan déwénal. waaw ñaanee ji ak léegi boo ñaan koy ñaan. waaw yéeme na de. waaw li nga xam ne daal moom la ñu war a def mooy li nga xam ne nii képp boo xam ne bëgg ngaa bay. président de la république nga wax kii nii Bassirou Ba. ñu def aar suñu moomee Saalum la. moom boobu léegi mu ngi ay renseignement pour jàppale ñu loo xam ne nii béy ko mën a def ba dem bay. waaye daal li nga bëgg mooy président de la république. nga ko woo moom xam la Saalum yi war a bay nekk région Kaffrine région Kaolack ba Touba. ba Njàmbur moom léegi mu ci def lu am solo. waaye daal ba léegi nii daal moom dong laa gis mu nekk ci def loo xamante ni. pour dimbale ñi ñu mën a dem ci àll ba bay moom dong mooy xeexal monde rural bi mais su ko mooyee amul. dëgg la nag ñun nii soxla tey muy béykat yi ñun lañ gën a ñàkk a respecté Sénégal. ñun duñu jox jiw bu baax. duñu jox engrais bu baax buñu béyee duñ ko jënd. waaw sonn nañ trop. waaw loolu de yéeme na moom wax dëgg yàlla te yéenay dundal Sénégal wax dëgg yàlla sonn nañ. jërëjëf daal président la ci wax dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñun soo waxul ñi nga xam ne dañoo war a ruuji mais ñu toog fii liggéeyum 3 mois amoo fi yow loo fiy def yéeme na ñibbi waaw ñun liggéey moo ñu fi indoon fekk kon jamono ji la ñu ruuj tool ma ne jamono ji la ñu ruuj tool jamono ji nii léegi mu taw liggéey ruuj paasan la ñuy wax état bi nii léegi tag na ay dat bat ku ne xam na nii léegi nii fi la ruuj jotee te bëgg ruuj instant bi ba mu taw da ngay rata di ko dugal ci géej gi mais nekkul lay taal kon nag moom gars yi war nañoo ruuji waaw léegi nag xam naa ne Aly Ngouille Ndiaye moom xamul ci kii wàllu mbay dara waa Linguère la de war na doon béykat de war na xam béyam sàmm xamul ci wàllu mbay dara te mbay bi su ko déggoo ko xam ne nii sa àll ba la bàyyam juddoo fa la bàyyam yoroo muy ruuji ba heure bii nii du toog fii te ay Saalum yu war a bay wala ay njàmbur waaye bool yoo xam ne dañoo war a bay. d'accord ñu téye leen fii. jërëjëf ñi xam ne daal seen bay ñoom ñu ngi koy yëg si wàllu taw bi. ñoom kenn respecté leen Sénégal jox leen cër bu ñu moom. yéeme na kon nag dañ leen war a jox jërëjëf ñoo léegi lam sant dégg nañu sa ñoom tamit seen i jafe-jafe kon nag si fànn woo ndaxte nag wax dëgg yàlla tey moo doon mel asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw man nag fidèle auditrice laa. waaw dama bëggoon wax ci corona bi. bisimilah tur bi. waaw xam nga dañ ne Sénégal ñëpp Dakar la ñu nekk. waaw léegi bu tabaski ji jotee. xam nga ñëpp dañuy génn Dakar dem ci région yi. waaw. sous région bi waa Mauritanie ñëw jaay ci xar. waa Mali ñëw jaay ci xar. waa Niger ñëw jaay ci xar.
gis na foofu nag la corona bi metteegul de. xaaral bu Tabaski gi jot. subhanallah. Dakar ñëppay génn dem ci région yi. sous région bi ñëppay ñëw biir Sénégal. waaw. ñëpp nag waaye léegi nag bu ñu paree foofu lay mettee. ah loolu nag moom yàlla bu ñu seegee. sonn bu ñu de. xaaral bu Tabaski ji. waa sous région gis na sous région bi ku bëggoon ñëw Sénégal. yaa ngi jonkan di xaar Tabaski ji ñu ubbi frontière yi pour nga dugg. waaw ñëpp ñu xaar. gis nga bu ñu jëlul disposition ci Tabaski ji. foofu la métti di jóg. waaw man la may proposé bu fekkee diine nangu na ko. président Macky Sall na rey benn xar pour Sénégal bi ñëpp a toog. waaw yow saare di dinañ la mere de. baax na nañu saare di waaw. ñi nga dañoo bëgg a wàjj lool waaw. président de la république moom laay waxal directement. na rey benn xar. pour Sénégal bi ñëpp a toog. buñ ko defulee. bindaay duñu mere ku ñu deful dara. yéeme na de wax nga dëgg lu leen ci sous région bi ku bëgg a ñëw Sénégal yaa ngi jonkan di xaar Tabaski ji pour ñu ne da ngay jaay ci xar. sous prétexte. dëgg la. ñëpp a génn Dakar dem ci région yi. Tabaski ji ñëwaat. foofu nag moom li may proposé de bu ko diine nangoo. président dina rey benn xar pour Sénégal yëpp ñëpp a toog mu jeex tàkk. d'accord balaa ñu egg foofu yàlla na yàlla dimbali mbir mi wàññeeku wala jeex tàkk. baax na lépp a ngi ci jërëjëf ajaratu mais ba tey proposition boobu tamit mën nañ ko téye ndax lu am solo la. lu am solo la wax nga dëgg xalaat la. Sénégal nag yaa ngi dëkk ñu wër yëpp ñu jonk. dëgg la ab sa ñu ngi lay ñu ubbi frontière yi ñu ne dañuy jaay si xar. jërëjëf Dakar kenn du ko fi kenn du Tabaski Dakar ñëppay génn. waaw dëgg la waaw gisaguñu dara de corona bi gisagul dara xaar ba Tabaski ji passé. yéeme na kon lu ñu war a fu ñu war a teg baaraam la xool ba ci kanam incha allah. président Macky Sall. jërëjëf na rey benn xar pour tout le pays. ñëpp a toog mu jeex tàkk. d'accord buñ ko defulee dinañu mere ku ñu deful dara. jërëjëf ajaratu jërëjëf ci proposition boobu moom mu proposé le président xam naa nag président noté na wala ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom noté nañ ci situation bi ni ki mel ndaxte nag loolee lu mu jàpp ni loolu daal dina régler benn problème tuuti ci fan xanaa ak le ministre Samba Ndiobène Ka bon ci wàccaay yi tamit xam naa dinañ si di du ñàkk ñu jokkoo ak moom incha allah ci yeneen jëmi jamono salaamaaleykum. waaleykum. maaleykum salaam ku baax. ñu ngi ziar bu baax. na nga leen delloo ziar. man la Déthié Ndiaye jokkul Ndiaye liggéey. Déthié na nga def bisimilah Ndiaye. waaw di rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf di commencé ci yow ba ci suuf. jërëjëf ci BFM. waaw di wax ci problème mu ñaar rek. ci chauffeur yi ci àll bi ak chauffeur yi taxi yi ne ci àll bi. waaw. waaw dañuy ñaan président de la république muy Macky Sall. xam na vraiment wax dëgg si yàlla bi mu wootee bëggee baatu réew mi ñun ñëpp dañoo taxaw jeunes yi. mag ñi ndaw ñi jox ko suñu baat jox ko d'accord mbas mi suñu borom moo ko fi indi dañu ñaan yàlla mu delluwaat waaye na deltuwaat ginnaaw yërëm ñu xam ne mooy suñu kilifa mu béykat yi nga xam ne dañoo war a dem béyi ndax li waa ji wax léegi ruuj passé na kon xamut affaire bi fu muy tawee ne dimbali ñooñu pour ñu dem béyi ji ñaareel bi li ci toppaat mooy chauffeur taxi yi nekk Touba Mbacké ak Bawal ñu ci bari ñii seen papa yi dañu gaañu woon ñu demal ci léegi autorisation boobu day jeex te beneen préfet fa nekk bu ñu ñaanee autorisation pour ñu ñëw problème mais xanaa boobu du ñu dem présenté boobu ñu yoroon bu njëkk ba waaw léegi ndax man dafa am ñu ma woo ñoo xam ne nii dañoo ne ci àll beeg seen i taxi te mënuñoo ñëw te boobaak léegi yàgg na xam nga taxi buy fay assurance ak visite ci ñeem di dox vraiment wax dëgg si yàlla métti na ñooñu nañu leen soppi indi leen ndax ñoo ñëpp ay doomi réew mi nekk am na lu ñuy jariñ ci askan wi wax dëgg si yàlla maa ngi koy ñaan lillahi wa rasuli Macky Sall ku am kilifa la amul benn problème xol bi dara newu ci Sénégal la bëgg na wëlbatikuwaat ci buñ jullee korité ba pare mu dimbali ñooñu te yàlla tax rek ak Seydina Muhammad ak weeru koor wi ñu jógee mu indiwaat ñooñu après may gërëm nag syndicat transport bi jiite wàllu transport muy góor a xuma waaw ak Seex ak keneen ki ci keneen ki ci des nu kee Mbuub nu mu tuddati Moodu Mbuub Moodu Mbuub waaw Moodu Mbuub du ñoom itam ñu ngi def ci wàllu transport lu am solo ñu ne ci àll bi nag nañ déglu góor a xuma ndax nit da ngay war a am kilifa am wéeru waay te nguur kenn du xeex ak moom ndax am na loo xam boo ci xasee dugg boo demee ba ca biir rek da nga koy réccu loo ko doon jënde dootu ko jar nanu toog muñ
yàlla dina saafara lépp. ñu amiin waay amiin waay ndax góor xuma nit ku baax la. nit ku am ab yar la. ku tey ay wax la man dama koo bëgg li muy wax. ndax nit il faut nga am kilifa am wéeruwaay. Macky Sall ngir yàlla nga rus doom aadama yi nga delluwaat. nga may ñoom ñu delluwaat ci seen liggéey ñu organiser ko comme ni ñu organiser jàkkee yi. ak marché yi ak ñi nga xam ne mooy yeneen marché yu mag yi nga xam ne tubaab yi ñoo ko yore. xaw ak yeneen ñi am doole. ni ñu ko yore ñu organiser transport en commun nit ñu am leen. sëñ bi àll bi sonn nañ de. man Macky Sall laa faral moom laa woote ñaari yoon. ba léegi nii moom laa faral loolu kay sax du même ku ko wootewul dafa war a jël ay préoccupations. waaw nañ leen dimbali te yàlla tax bàyyi leen ñu liggéey buñ génnee ci lii. jërëjëf asalaamaaleykum kontaan naa ci Sud FM nag nga nuyu ma Mbacke Sylla sama xarit la bu baax. waaw Alaaji Mbacke waaw incha allah waaw ngeen nuyu ma ko bu baax jërëjëf d'accord da ko dégg incha allah boo ngi lay dégg xam naa ni Alaaji Mbacke Sylla ñoo ngi lay ziar fii. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo ñu jël ñi ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax na nga def. maa ngi ziare. waaw danañ la ziar tur bi ak fu ñu woowee. maa ngi woote Diourbel. Diourbel. bisimilah. émission Sud FM bi la. waaw yaa ngi émission Sud FM bi waaw. waaw man ndax li ma bëggoon di wax pour béykat yi ñu ci. damaa jàpp ne nguur gi ni mu organisé jàngalekat yi. pour ñu war a dem. waaw. su defee noonu daal béykat yi mën a dem. mën nañu dem quoi. parce que day jot. dëgg la. parce que béykat yi nekkuñu fi pour à chaque fois ñu def di mobiliser ci ay élection ak yeneen suñu bëggee dem béy kenn faalewuñu te ñi nga xam ne ñëpp ñooy wax agriculteur. waaw kenn déggul leen ki représenté béykat yi kenn déggul leen ñu wax ci dara état bi pour pare jot ah waaw seen kuréel yi nag ñoom xanaa seen kuréel yi du ñu taxaw wax parce que léeg-léeg ñu dégg seen kuréel yi ñu wax ci wàllum njaayum gerte beeg njaayum kii bi waaw ay meloon waaye nag moom déggaguñ leen ñu. ak sàmmkat moom vraiment dañoo tumburanke ci. waaw dañ ci war a bàyyi xel nag. dañ leen négliger daal. affaire daal dafa métti trop. parce que ñu nekk Dakar dañ leen war a libéré ñu dem su nekkee dañ leen mettre en quarantaine ndox moo gën nit ñi parce que lii kenn xamul lu mu doon. dëgg la. waaw jërëjëf. waaw loolu de moom xam nga léegi kenn peut-être mënoo ràññatle ndax ci carte d'identité yi njëkk yi sax dañu si daan def profession waaw mais léegi xam nga yu bees yi léegi moom amatul yooyu yëpp ñu xaar keneen si ligne bi salaamaaleykum. allo. waaw allo. kooku. wala Sud. waaw Sud FM la waaw. waaw na ngeen def. sant yàlla. alhamdulilah. tur bi ak foo ñu woowee. Abdou Diop. waaw léegi li ma rafetlu. foo ñuy woowee Abdou sëñ Abdou Aziz. ak Caaroy. Caaroy waaw. waaw léegi problème mu chauffeur yi. waaw. ñooñu ñu mat a dimbali lañ. te dimbali am na fu mu jaar chauffeur yi organisé wu nañ. lañ leen dimbale kenn ku ne sa gaar lañ nekk kenn ku ne ñu jox la jox ko chef de gare la mu war a am ñoom xam nañ koy séqe. ma defoon xaalis bu dugg na ba pare. boo mi li coow yenn ci séddoo yenn gaar yi yooyu. xaalis bi kat li ñu dégg ci information. xam nga bu ñu joxee afti 400 millions. par mois. waaw. jox kee 600 millions par mois dem dikk. ñoom ñu jox leen 100 millions. 100 millions kooku moom toq la. toq la de. waaw. les comparé ñaari kii ba xam. est-ce que du maanaam ñoom dañ ko jox parachute maanaam ci dañoo xayma ni peut-être 100 millions yi dina ak par rapport ak lim bi ngeen toll ak wala yu mel noonu moo tax ñu joxe noonu. waaw da ngay xool lii bus ak lii Ndiaga Ndiaye urbain bi. waaw Ndiaga Ndiaye yi waaw. yow mën ngaa comparé yow. waaw Ndiaga Ndiaye di bëri lool macha allah. ku am bët gis nga ko. waaw ba loolu jàllee itam. am na lu ma soxla woon numéro moo dafay ndax dafa émission wu ne dimanche passé. waaw. loo xam ne bëgg naa ci waxtaan ak moom. d'accord incha allah rabbi bu jeexee rek mën nga ñu woo bu soobee yàlla ñu jox la ko. waaw d'accord jërëjëf waaw Alaaji Maodo kon waaw ñoo ngi joxe sa numéro Alaaji Maodo kon ñu ngi ciy jégalu ci loolu boo nekkee nag waaw na ma envoyé. salaamaaleykum. Baye Moussa. naam. maa ngi dégg dama dégg nga ne
kookal la di gën a wax Ali Cissé. waaw sëñ Ali Cissé fooy wootee. Dakar laa woote dama dégg sànq nga duggoon naa fi sànq dama dégg nga ne ñun kaa suñu njiit dañ génn wax njiitu baykat yi yow xam nga yow état kan nga xam koo xam ne day xeexal monde rural bi fii ci Sénégal kan nga xam. xam nga ko yow. d'accord man kenn laa xam kenn muy Tukulóoru Baay ñu ko Basiru Baay ñu ko Tukulóoru Baay. d'accord kooku dong laa gis ñu xeexal monde rural bi. mais tey si tey boo demoon tey baykat ne fii nii war a bay koo ci dénk ko bi ko ne ko kan mooy ministre bi njëkk wàllu mbay mi du la ko wax. est-ce que yéeme na ndax ñun faral lu ñu ko xam ne nii day yeewoo si ñun am li mbay di jëriñ xam lan mooy mbay. faral ñu kii ñu ko faral ñu ko. waaw mbay mi dong laa gis Sénégal mu ñuy xeexal mooy Tukulóoru Baay. moom daal mooy xeexal monde rural bi. très bien ñun xamuñu suñu ministre xamuñu suñu député. jërëjëf. waaw jërëjëf. ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. Sëñ Moussa Thiam. waaw. maa lay dégg. kooku. Ousmane Deme programme fii Gabon. ah Ousmane Deme bisimilah. yaa ngi si jàmm. ñoo ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah ma ne Sëñ Moussa. naam. gis nga sénégalais yi. man tamit ci laa bokk sax il faut ñu delloo seen xel yi. bu baax a baax nga xam ne gis nga lu ñuy tere suñu bopp lañ koy si suñu bopp la. gis nga ñun bu moytuwul gis nga lu muy lawee Sénégal yi dafa baaxul. ñun de moom dëgg la président wax na lu muy nañ ko tëddi ñun waa Fuuta yi. Fuuta yëpp nanguwul benn maire nangu fa tëddi luuma yi parce que feebar bi egg ko fa. waaw buñ tëjee luuma yi doo xam nit ñi fan la ñuy jógee di ñëw. waaw luuma de day dajale nit moom. ay mag la ñu yore. dégg nga bëgg xaalis balaa ngay bëgg xaalis wér. te dañoo war a def ay pexe ba suñu mag yi gën a gudd fan tax yi teewoon nañ leen lool. loolu mooy yoon. ñu ne luuma yi nañ ko tëj rek nañ bàyyi luuma yëpp tëj ñun Fuuta kenn du nangu luuma ñu koy tëj Fuuta. dëgg la nii luum ci la buubaan nii luum galaye nii luum ay mbumba yoo kenn du ko tëj ñu gaañ. ñan ñoo koy ñëw. ñan ñoo koy ñëw buñ ko tëjee di nga xam nit ñi fan la ñuy jógee. il faut nit ñi ñu bàyyi seen intérêt personnel li ñuy doxee ñu bàyyi intérêt réew mi loolu moo gën. duñu tëj luuma yi feebar bi law Fuuta amuñu moyen gis nga boo déggee ay Sénégal yooyu ay Dakar yooyu sax tànn na waaye Fuuta yan moyen moo fa nekk. yéeme na waaw. yan moyen moo fa nekk balaa nga egg Dakar nga faatu. waaw. dara amu fa. waaw plateau technique yi ñuy wax si dëkk yi waaw yooyu tamit waaw pour mën a. loolu baaxul. loolu kenn du ko seetaan ñun ñëpp dañoo def benn dànk. duñu xool benn luuma ñu koy tëj waa Fuuta waaw ñoom ñëpp ñu baabeeku dem ci Fuuta yi. di yàq dëkk bi noonu duñ ko nangu benn yoon. loolu moom duñ ko nangu maire yëpp ba ci ànd kenn du ko nangu. jaajëf. te tamit buñ nee bu kenn dem nit mun naa wax leen Sëñ Moussa. nit mun naa wax leen bu ëllëgee leneen ñëw nga waxal leen lan moo ci nekk. lan moo ci nekk boo demee si alxuraan yàlla mu ngi nekk lu mel noonu. mun ngaa wax leen lii tey leneen ñëw nga waxal leneen. loolu kay du dara. wallaay. waaw kooku ca Gabon la wootee waaye nag rek ci nañu ñuy xaar keneen ci ligne bi salaamaaleykum. allo. ku baax na nga def. El Hadj Moussa Thiam. naam. le grand banlieusard. waaw ñu ngi lay. ci Alaaji Xaaye Gueye le banlieusard comme toi. waaw dëgg la xaaye ñoo ngi lay ziar. doon lañ la ziar. di ziar ci FM yëpp ak sa sponsor bi. waaw wallaay. di ko ñaan yàlla yokkute. amiin waay. ak gars yi xam li muy def bu baax. ndax moom garab yu baax yi moo gën garab yu bon yi. waaw dëgg la de. da ko gars yi jënd ci pharmacie yi. waaw am na solo. moo gën di ko génne ci mbedd mi. jërëjëf xaaye. ñoo ngi lay nuyu di ñaanal sa sponsor mu yàgg ak yow ak Sénégal yi ñuy déglu ak waa Sud FM di nuyu Ousmane Deme Gabon boobu. waaw di ko bëgg Sénégal. man de li ma doon ñëw mooy sa wóor yi de moom wax dëgg yàlla. am naa ci ñoom cofeel ak yërmande waaye nag li leen dal moom état tegu leen. seen njaatige yi leen di liggéeyloo daal defal leen i contrat defal leen ay embauchement. waaw wax dëgg yàlla leen dal ñoom lañ ko war a lijjanti. ndax ñi liggéey ci banque yeeg ñi liggéey faneen fi lépp ñëpp la corona bi laal waaye kuñ ci embauché te ñu ne xëy dàq la. waaw waaye bu demee damaa jënd sama photo rek dikk leen Moussa Thiam kaay loo may dawale la nga ma fukki junni wala juróomi junni. mais sëñ bi bu yëf yi naqaree dama la tegal ma sama oto fee wala ba déwén nga def waaye bu fekkee oto bi daa am embauchement. dëgg la. transporteurs yi nga xam dañoo embauché seen i nit suñu ñëwee moom seen i chauffeur ñaanuñu yalwaanuñu defuñu kenn lañ liggéey leen di jox ndax kenn mu leen a dax te beneen mbir mi il faut ñu formaliser mbir yi parce que sénégalais yi nga xam te dañ leen a embauché mooy ñi nga xam dañu embauché état bi nee na ñoom di leen wàññi seen i impôt même bu ñu wàññi seen i salaire sax 50% la seen i société sañ wàññi leen ko waaye fu ñu ne France daal di xëy dafa ne chauffeur bi ñu yor oto Xaaye Gueye doon ko dawalal mu la doon fay fukki junni oto bi demee si dal naa doo dem léegi loolu rek da ngay yàlla wax naka taxawaalu kon loolu moom dal nag man état ci duma man Xaaye Gueye maa ko teg waaw dañ bàyyi état ci mbir yi parce que mbir yi wax dëgg yàlla neexul yombul waaye nag ñëpp la
gis nga lu normel États-Unis normel France normel ci dëkk yooyu ñoom ñëpp sont formels. waaw. benn waay nee na boo duggee ci aéroport bu wàcc ba keroog fa ngay génn aéroport foofu ya caméra ak léegi. loo fi def c'est informel xoolal dëkk yi naar yi rek boo fa duggee sa visa jeex. waaw bala ngaa génn booy génn lu ngay wax. ñun nag dëkk bi ni mu demee xam nañ ko. waaw kon mbir bi wuñ ko sëf état du état. ñun sénégalais yi la parce que sénégalais léegi bi nga transport ndax loolu kenn ku jóg dugg nga ci. waaw damay jikk am xoolal am nañu ko tàmbalee ci kalando ba keroog ñu amee si kii. waaw boo leen transporteur yi wax ñoo xam am embauché wul ñett nit laa la wala embauché wul kenn nit. ba pare gën a rëy la mel nit ñi. mais sëñ bi loolu état bi tegu leen ko. ñoo ko teg seen bopp. te gi ko teg seen bopp nag mooy buñ embauché woon góor ñooñu. kon duñ yalwaani duñ sonn duñ taxawaalu. mbir mi nag buñ xeex bi buñ koy xeex wax dëgg yàlla transport nga ko mën a tàmbalee xeexe. ndax transport mooy jële nit ki Kaolack indi ko Ndakaaru mooy jële Ndakaaru nit yóbbu ko Touba wala mu yóbbu ko Daaru Géwal mu yóbbu ko Mbadaxu. kooku nag wax dëgg yàlla bu bëggee xeex ne bu kenn dem kooku ligne boobu ngay jëkk a coupé. parce que mais Europe sax wala faat parce que ñooñu nag bu leen coupé ñu kon léegi nag ña leen doon dundal. doon leen yor ñu nekk ay nit ñoo xamante ni ba ñuy liggéey ak ñooñu lañ doon liggéey ak ñoom léerul wala nangam kon bu ko kenn jiñ état. état bi tey transporteur am na transporteur yoo xam ne dañoo embauché ay nit. déggoo seen waa kër di wax. waaye ñu doon liggéey ci milieu urbain beeg nangam yéeg yooyu ñooñu man jàpp ma ne ñu ngi leen di fay ak ñi nga xam dañuy dem ci comme nga am sa bis wala nangam am na xam li bëgg a wax daal ñi bëgg a xam wala xam ko. waaw li ma bëgg a wax. kooku nag bu kenn jël def ko ci état bi parce que lii nag corona bi. waaw corona bi yëf yi. wax dëgg yàlla transport moom faaw mu laal ko mais amul métier bu mu laal. waaw ñëpp commerce baa ngi nii tey am na ku nekk Ngaay wala mu nekk Mbadaxu wala mu nekk Touba. am na lu mu bëgg a jënd mënu koo jënd. malgré bàyyi nañ sax transport yi def mais bëgg dem am na vidéo buy circulé. camion bagage ñu jël ay nit laxas leen ci baas. mais sëñ bi ba safaru jot bi gis leen loolu ñu bari gis nañ ko tey ji. waaw yéeme na de waaw mais ñeen jël du ñuy sénégalais wala ay malien lañ wala ay tubaab lañ. yéeme na trop. te leen yóbbu du kay la wala permis la yor luñ koy def chauffeur. est-ce que sax kooku am na embauchement. sëñ bi nañ xool mbir yi xam ne ñun ñëpp responsabilité bu ko kenn jiñ état. mais waa ji bëgg man mooy garder sunuy bien. waaw ak garder sunu sécurité ak garder sunu santé. mais am na sànku ne ñi def jëf jooju est-ce que waruñoo xool seen tolluwaay bu tax ñu def loolu. waaw mais tolluwaay bi xam nga loo jëkk man la may jëkk a xool mooy jëf ji war na wala warul. waaw tolluwaayu waa ji xam nga Sénégal dañoo bari damay liggéey damay daan sama dooleeg am ma lu ma lekk ak am ma lu ma naan ak mënu maa nangam yooyu moom ñoom yàgg ñun. boo déggee pire mun la sàcc ma fenn wa damay liggéey mais ci kaw liggéey lan kii jaay dorog day liggéey. mais est-ce que dorog dara la. waaw kon état bi ñun la yow la man la ñun ñëpp la li ma xam mooy daal bu ñu ko bëggee jiiñ ko Macky Sall wala jiiñ ko état Sénégal ñu ngi def erreur mbir mi pour ñëpp la. te boo bëggee couper lii ñuy def moom transport nga mën a taxawal ko. am na nag ndimbal yu jël di ko yóbbu dina yegg ak du yegg man dugguma ca loola. am na ñun jox am na ñun joxul dugguma ca loola mais li ma xam mooy ba xam ko mooy amul milieu bu mu laalul. ba ci defar ko du pneu bi. ba ci lépp métti bu waay man di yor. laal na la fi mu nekk nii mépp bu waay man di yor yéen journaliste yi wax li ngeen doon am ci dividende. waaw publicité amatu leen ko. waaw loolu dëgg la. parce que société bi bu fekkente ne moom itam dafa taxaw. waaw dina am problème instant bi waroon na fekk ñuy wax ay jeux concours yeeg. maanaam publicité yeeg waaw mi ngi nii njàng mi loo xam dafa laal njàng mi. laal économie bi laal transport laal lépp loolu ku ko jiñ nit da nga koo yeb wala amul wala moom mu ni cell rek. xam nga buur moom mën a ci waaye bu am su ñi am xel am xalaat xam nañ ni lii du état. ñi séqal ak ñoom ba ñuy fay parce que ñooñu daan nañ liggéey sans état man bu ma jëlee sama chauffeur di ko fay sama weer loolu yoonu état lépp. mais xaaya gars yi dañoo war a ruuji nag est-ce que waruñu organiser. parce que béykat yëpp nee nañu. ruuj sax moom mooy wees na. kon est-ce que waruñu organiser mais xam nga bu njëkk carte d'identité yi dañu daan def profession maanaam cultivateur léegi mais amatul. mais d'accord. est-ce que mënuñu ràññatle xool nu ñu ràññatle nit ñi ba mën leen a dimbali organiser leen ñu dem. d'accord Moussa. xam nga état baa ngi def am na lu mu def di ñu tey jii fan yii. parce que def na ni école élève boo xam war ngaa dem jàngi dañ la defal l'expérience nga génn. voilà ñaayet noonu. mais tey baykat yi am nañ fi mën a jaare mais baykat du tëb ni man baykat la xaaral gi bu ne baykat la te amul benn lu ko mën a firndeel baykat la nan lañ ko mën a joxe. voilà c'est ça beneen bi lii ñu nekk la doo lay yàq. beneen bi maa xool beneen secret état bi am na organisé pour mbay mi. moom dina joxe jiw jox engrais mais amul benn gros producteur wala kenn ku jox gun engrais fii ne notification yi ñu ngi tawali génn ci ñi nga xam ñoo war a joxe engrais. ak gerte gi. te dégg goo ci réew mi fenn fa mu tawee. très bien jërëjëf. te dégg maa xool beneen secret boo ci seetluwul te nit ñi seetlu ko ci. Fouta Gueye bariwul ay cas mais dégg nga li la Ousmane Dem Gabon wax. waaw sa maire duul sa maire. te commune. mais xoolal dëkk yi nga xamante ni ñoo am cas yi. faatewul nit ñi duñ takk masque dañuy dajaloo dañ def lépp mais mbir mi nekk fa. kon nañ dimbali état dimbali suñu bopp mbir mi jóge fi ñun ñëpp dellu fañ nekk man loolu laa gis de. jërëjëf wàññi wax ji moom wax ji bari ji daa xamee picc waaye ñorul dugub ji. jërëjëf Macky Sall nag ñoo ko bañee nag moom laa wateeluñ ko. waaw amul solo moom def yàlla def la kenn mënu ci dara.
waaw amul solo loolu côté boobu moom ku ñu ko voté rek ñu ko voté lu yëpp ñëw la war a toppatoo seen i mbir ak taxaw seen i mbir parce que loolu lañ ko tegee fii. ñu continuer jël mbokk yi ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def. Alaaji Moussa Thiam. naam. Jibril Sène. Moussa ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di dellu ziar. di rafetloo ci liggéey. jërëjëf. di la jottali nuyoo waa ndax ñax waa Pikine. waaw sama waa dëkk boobu. Ndengler Mbar Diagne Bawol gépp. waaw. yàlla na affaire bi jeex ak jàmm ba ñëw ndax. ba foo koy moom incha allah rabi. maa ko diggee ndax neex moom nañ ma xaar. incha allah di invité ñoom xaas gaa yëpp. waaw. wallaay. di ziar sama grand boobu vraiment xaaral. di nga nee na xam nañ ni réew mi demee ne ko réew mi kay ay tànkam la demee rek. Moussa. naam. xam naa feebar bi wax dëgg yàlla indi na jànnate. waaw. sonal na nit ñi. dëgg la ndeysaan yàlla jële. wallaay. jële ko fi ci ni mu gën a gaawee Moussa. est-ce que parce que weeru koor gi ak jeexitalu weeru koor gi yàlla na. amiin allahumma amiin yàlla dégg la. waaw parce que Moussa vraiment nit ñi sonn nañ na. ku ko wax ko waaw dëgg la de waaw. waaw vraiment di nga xamal gars yi aussi ne président Macky Sall j'espère que amul benn sénégalais rek boo xam ne noonam la. ñàkk koo woteel wala ñàkk farak moom. waaw. question de vision la. waaw c'est vrai. les visions diffèrent mais jàpp naa ne quand même. ñëpp rek ku ci nekk da ngaa jàpp ne sa vision bii defar Sénégal la. dëgg la walaay dëgg. mais noonu c'est autre chose. waaw c'est vrai. bu ñu ko créé Sénégal amu fi. très sincèrement amu. voilà kon Moussa. naam. ne ñoom it nañuy sóoraale askan wi. Moussa. li nga wax sànq dëgg la de gars yi ruuj. waaw. Moussa bu ñu sàgganee ba nit ñi bayiwuñu. wóor na yàlla foofa la coow li nekk. waaw conséquences yi il faut que tamit ñu xool ko. famine boo xamante ni est-ce que xam nga ne àll ba fi mu ne nii. ay Saalum ak Bawol zone yooyu lu ci ëpp Moussa fi ne dugub ji la ñuy dundee. ñeleñ bi cere jeeg yooyu. ci la gars yi nekk de. waay. léegi loolu buñ bayitoon dina fi am. ceeb boo xamante ni Moussa bañ koy dégg ba tey léegi mu def ñetti weer kenn gisagu ko. lu ëpp ci àll bi ceeb bi àggagul ci ñoom. ndax neex rek Moussa nga xam ne digganteem ak Dakar motu 100 kilomètres gisaguñ ceeb bi. léegi ñooñu buñ toogee di xaar loolu Moussa te bayuñu fuñ jëm. kon nañu xool ni ñu diligenter affaire bi Moussa nit ñi bay. beneen bi ci def Moussa aussi gis nga état d'accord li ñu naan force reste à la loi. waaye aussi na force xam ne ki ko jox force bu mooy askan wi. askan wi ko jox salaire am jox ko privilège yëpp ba mu am force. kon na bàyyi xel askan wi yaa ngi dégg. Moussa man mënuma d'accord. nga jox ay nit autorisation d'ordre professionnel. waaw. ñu ci liggéey di ci dem fu ne. waaw. man autorisation bi war ba dañu ne autorisé à circuler pendant 24 heures au trottoir national. partout dans le trottoir national. parce que xam nañ ne foofu ma ci caaxaanuma ci liggéey pour liggéey la. waaw. nga nga toog ba xaaju guddi. nga bind sa décret xaw ma sa papier. jox ko gendarme yi monté ci yoon yi ne autorisation professionnelle ba yëpp bu kenn jàll. mais Moussa nan la bàyyi xel. léegi imaginer tey ki yor loolu Moussa. te defaru ba teg xëy bëgg a dem. nga toog ba xaaju guddi nga bind loolu teg ko ci tali bi Moussa est-ce que loolu jàpp na aussi. waaw mais est-ce que moom yow tamit moom mi tere loolu yow am na information peut-être am na information boo amul. waaw am na information bu mu amul mais yaakaar naa ne information boobu Moussa. bu xaaju guddi la ko am. bu dee am na ko démb ci journée bi. mënoon nañ def au moins communiquer ko wax ko. waaw. mais communiqué bi ñu génne amul benn buñ ci dugal ne autorisation professionnelle yi ci la bokk. kon am na yoo xamante ni Moussa dafa metti. lu metti la. parce que xam nañ ne feebar bi nag ñun mus jiiñu ko Macky Sall xanaa waaye loolu moom. waaw yaakaar naa ne nekkuñu jaahil boo xamante ni wax dëgg yàlla. ba feebar bi am ci réew mi ñu naan Macky Sall la wala Aly Ngouille Ndiaye wala keneen. waaw yàllaa ko fi indi. Macky Sall bu doon fex sagom. feebar bi du fi yenn ba fi fanaan. mais man dégg naa ci benn borom xam-xam bu ma waxtaanal mu ne ma nag c'est pas seulement décision yoo xam ni état moo koy jël war naa nga am sànq mais yàlla comité gestion kii bi pandémie bi épidémie yi ñooy xayma di xool situation yi di répercuter l'information au niveau central ñooñu jël décision par rapport ak telle situation. non man kay d'accord naa sax loolu. parce que xam nga ñun moom maanaam on se suit toujours à la décision de l'état. waaw ak lu mu metti. on est obligé. parce que suñu discipline aussi loolu la ñu ci jàngal. loolu la ñu imposé oui c'est vrai. waaye Moussa. maanaam amin bi laay wax maanaam xam nga heure bi.
Moussa ñu bëri dañoo xëy ci yoon bi lañ leen ko waxee ci yoon bi. waaw loolu nag te démb defal leen dérogation waaw ñu am na yoo xam ne tamit loolu mënul da leen bette day am waaw bette bi moo dul. ba 5 heures du matin maa ngi déglu rajo di seetaan télé. kon amul fenn fu ñu balancé décision bi. donc yooyu foofu laay waxee quoi Moussa. beneen bi ci def Moussa nañu xam ne nit ñi sonn nañ. Moussa pandémie bi aussi saafara bi dimbali askan wi ci la bokk de. waaw. parce que koo ne toogal xam nga ñiy génn naan toog leen seen kër. waaw def leen nangam ak nangam Moussa nga yor say millions. dimbali woon nit ñi defaloon nit ñi dara. waaw naan toog leen seen kër def leen nii den ak nit lijjanti woo leen sax. naan toog leen seen kër xam nga Sénégal la may farla bu jekkee rek boppam lay xalaat. waaw. koo fi gis mu naan toog leen seen i kër nangam te accompagné wuñu kenn. dañoo xam ne ñoom jekk nañ buñ toogoon ay at. génn ñu tamit duñu am problème. mais Moussa su fekkente ne yàlla bindee na leen yow. waaw nee na yàlla lekk bàyyi say mbokk mbaa nga lekk bàyyi sa dëkkandoo. mbaa sa andi jàpp Moussa di nga am leneen lay waxee. dëgg la toog leen seen kër bokk na ci li saafara feebar bi. waaw waaye noo koy toogee. di daw feebar ba xiif la aussi c'est autre chose. Moussa xam nga tey gars yi dafa rek ni naa waxee ñu xam-xam na ne. Moussa jàpp naa ne li may wax xam-xam la dafa ma jënd jàpp ma. waaw ñi fiy intervenir ñenn ñi ëpp ñu moom njàng gënuñu waa génn. xam naa bu baax li may wax. mais quand même Moussa il faut des mesures d'accompagnement. oui absolument. personne ne nie que ne ñu toog maanaam mooy tax feebar bi circulation mu wàññeeku. mais nu ñuy toogee Moussa. En tout cas mais ñu ngi wax tamit apprendre à vivre avec le virus mais aussi bu mu freiner économie bi parce que gis nañ ni actuellement l'économie locale léeg-léeg mu nga doon commencé ami jafe-jafe ndax ci liggéeykat yu bëri loolu tamit nit ñi foog ñu liggéeyi mais aussi en respectant les mesures barrières. gis nga Moussa. bu ñu naxante gis nga ñuy wax nañ vivre avec le virus yëpp ñàkk pexe doo nga tax ñu koy wax. waaw même tubaab yi Moussa. gars yi léegi comportement barrière sax la ñuy wax. ba xam ne amatuñu moyen. ñu ne nit ñi jënd leen. mais kenn ku ne xam ne ne ce virus là confinement moo koy saafara. waaw. mais nag nañu génne les moyens yu tax Moussa. waaw un pays qui est indépendant depuis 1960. mosuñu am problème bu mel nii Moussa. yéeme na problème boo xamante ni. kenn xamul nuñ koy saafara. yéeme naa ci moom la daggee kon sëñ bi ñoo koy gërëm di ko sant Djibril Sène ca na neex ñu jël ñeneen ci ligne bi ca salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. Aji Moussa na nga def. maa ngi sant bu baax. yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah taarikalla. naka yi tey. tur bi ak fu ñu woowee. man maa ngi tudd Ablaye Mbaye dëkk Kër Massar. Kër Massar bisimilah. sëñ Ablaye naka yi tey. sant yàlla taarikalla. mais maa ngi dëkk Louga nag. mais si côté wu problème bi ñu war a dem bay. loolu lu ñu war a xoolaat la quoi ndax kuy bay heure bii nga koy waaj. voilà xam nga soo préparé wul fi nga war a ji bu tawee mënuloo ji. waaw loolu dëgg la. ci man ci sama côté laay jël ku mel ne que man dafa am suma ay rakk yu nekk dëkk ba di bay suñu bayee ba nawet bi jeex dañuy ñëw Dakar fii di liggéey si man. pour le moment quelque temps dañu war a dellu à Louga dem bay. muy ñi dëkk Saalum ñi dëkk feneen booy ambulance yi kaw tali bi yëpp ñu ci bari. dañu war a dem ñu ci bari ay béykat lañu waaw ñu ci bari. c'est ça le problème. ñu ci bari ay béykat lañu. mais ñooñu daal nañu xool nu ñu def pour ñu dem mais le reste kenn warul génn Dakar. man bi ma gëjee suma kër Louga sama soxna mu ngi fa ak sumay doom korité bi dama daan dem korité ji mënu ma dem. est-ce que. damay xam ne situation oblige. ndeysaan walaay. mais man tey su ma jugee woon fii Dakar dem Louga. ak voyage ni mu metti ak coonoy oto yi. mais saa yoo ko defee soo àggee mën nga am problème ci sa yaram. lu wóor. say doom fréquenté la. sa soxna fréquenté la. c'est ça le problème. waaw d'accord. voilà loolu yëpp nit ñi war nañ ci bàyyi xel. affaire bi neexul président neexul kenn ñun ñëpp la naqari mais mën ñu si dara ndogalu suñu borom. wallaay dëgg la. dañu war a toog muñ ko Macky Sall def ko kenn def ko Massamba def ko. nit ñëpp nekk seen i activité moo gënal président bi lu mu am mu nekk ci jàmmam moom tamit. waaw lu wóor la. c'est ça le problème. du am solo. mais ñi war a bay moom war nañu xool ban solution la ñuy def. ñu fexe ñu dem. ndax mënoo bàyyi ba mu taw nga war a jël li ngay ji dugal ko foo xam ne kenn ruuju ko. c'est pas normal loolu mënul nekk. waaw xam nga ñu bëri tamit dañoo maîtriser wu lu mbay surtout nag ngor ak Dakar yu bëri ci mel ni man waaw kon jamono ji daal moom foog béykat yi dem ca tool wa. voilà kuy bay moom surtout ñu dëkk booru Saalum dëkk côté yooyu mooy jëkk a taw. waaw. bu dee côté Louga sax moom dina yeex a taw moom foofu presque moom Dakar ñooy tawandoo. d'accord kon fu mu ne nii suñ doon jox priorité bi mooy ñi nekk Saalum jëm ba sud bi yeeg yooyu.
voilà ñooñu war nañ dem presque lu mat dina taw foofu 1 mois te du taw si côté Louga ak Dakar. d'accord. ñooñu dañu war a dem pour le moment pour dem bay. waaw jërëjëf waay sëñ bi si. voilà nañ ci bàyyi xel daal man loolu laa amoon lu may wax. di rafetlu programme Sud FM di kontaan si yéen ñëpp nag. jërëjëf waaw. di kontaan si oustaz Alioune Sall oustaz Alioune Mbaye oustaz Mbacke. wallaay macha allah. ak Maodo ak Nicolas. wallaay. ok Aji Moustapha jërëjëf. jërëjëf ñoo lay gërëm sant ci intervention boobu moom nag béykat la kon nag daanaka moom béykat yi moom tey ñoo moom émission bi waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa Sow. waaw. ñu ngi lay déggal naa la déwénati baal ñàkk baal leen ñaax. jërëjëf Sow. yàlla nangu ñu suñu. allahumma amiin waay. ñu fekk ko ay déwén. taarikàlla tey moom sa baat bi daa gën a leer. xam naa li nga bëgg wax ne duma la tontu. incha allah. alors Moussa ñu ngi fësalaat suñu kontaan ci sa émission bi. jaajëf. situation bi posé tey jii nag mën naa ni lépp ci kaw état la ñu koy teg. que nag état moo nu yilif. mënu su la bañ a wax état. dëgg la. ndax feebar bii état bi ci boppam moo yor li nga xam ne lii moom moo ko war a faj. ci wàllu kër docteur ci wàllu seen nit ñi ci seen dem ak seen dikk. mais bu fekkee ni bi loolu des na. feebar bi gaw ma ni mu gaaw fee jógee te nii ma gis mu dina doxee gaw ma ni feebar bi dina fi gaaw a jógee. yàlla nañ ci yàlla musal mais nii muy doxee daal gisuguma lu ko fiy jëlee. ndax boo demee ci tali bi. waaw gis oto yi ni ñuy transporter nit ñi. nga dem ci marché yi gis nit ñi ni ñuy duggee fi génn da nga naan feebar amu fi. marché yi ñuy wax ñoo respecté wu comportement barrière yi wala. comportement barrière yi respecté wuñu ko. yow Moussa ci banlieue bi na nga ne. waaw. boo demee Pikine tali bu mag dem marché 5 ba kër ngay génn dem Savenel jëm Caaroy jëm Kër Massar. jaxasoo gu rëy nga fay gis. mais dama ni waaye yow foo fa xam ne fii dañu ne oto bi na yeb ñaari nit mbaa na yeb ñetti nit. super bi na yeb nangam. nga gis ab saret bu taxaw di yëpp ay nit ak i saaku. waaw. ñu dem ba mu siir sas mu romb homme de tenue. gis naa dogguma la sax waaye gis naa caaro yi benn policier bu yoroon na yatam taxaw ak di ne moom ne benn borom saret du fa jaar wax dëgg yàlla mu doon jamono jooju mu taroon lool. mais borom saret yi sax jot naa xaw a jàppanteeg ñoom tuuti waaye nag moom il a été très courageux ne lii dañ koy tere waaw. mais gis nga Moussa ba ca départ ba ñu ko ne couvre-feu ba mu ñëwee xam nga policiers yi jàppoon gaa yi dañu leen doon nit ñi di ko wax. système boobu moom. ndax nag xam nga xamul buur saay na xam buur nangam na. wallaay. parce que dafa am loo xam ne li nit ki boo ko def ne lii bul ko def. ñu wax ko ci rajo wax ko ci télévision. yenn autorité locales yi nga xam ne yéen ñu ngi toog ci gox gi ak gox-goxaat yi di ko wax. te nit ñi nanguwuñu koo respecté. dafa am loo xam ne lan moo fa sëf. parce que tere bàyyi la sant. beneen ba ca des mooy ñi nga xam ne ñu dañ di ay chauffeur te xëy na génnoon dem am ay jafe-jafe ci àll bi man chauffeur yi ay liggéeykat la ñu. mais dafa mel ni ndimbal li ñuy joxe ndimbal li ci transporteur la yem yegul ci chauffeur yi. dégg naa ko wax ne chauffeur bi bu ko waaj jëndee otom jox. te mënatul dawal dafa naan demal toog déedéet yoon yi waxul loolu de. loi bi dafa wax ni képp koo xam ne ki da nga koy jël di ko fay ca la muy liggéey. dama ne mu bind contrat mu ñàkk bind contrat la. parce que dafa am contrat bu ñu bind ak contrat bu ñu bindul. muy état muy privé ñoo ci yem. le contrat non écrit. est un contrat synalagmatique. ce contrat là dañu ko war a respecter. mais boo demee ci secteur transport dama wax ne loolu amu fa. dama wax ne kon ñu ngi marginaliser ay nit nañu respecter chauffeurs yi. defal leen ay contrat en bonne et due forme di leen cotiser IPRES ak caisse de sécurité. ku ci dem Touba nag mbaa nga dem jàppale fa dama ni patron bi daf la war a fay ba kër ngay ñëw. du président moo wax ne bu fekkee ni bii liggéey amatul bañ yóbbu nit ñi chômage technique war nañu la fay 70% de ton salaire. est-ce que transporteur yi ñu ngi respecté loolu non respecté wuñu ko. kon bu ko defee fu nekk la yëf yi di méttee. ñii nga xam ne ñu dañuy liggéey am na ci ñoo xam ne ñi tey dañuy demoon congé Moussa mosuñu mënatuñoo ñëw. waaw gis naa ci ñoo xam ne ñi tey ne seen patron neen leen bu ngeen ñëw ma dàq leen. gis naa ñoo xam ne ñi dàq nañu leen fan la ñu mujj yéeg ci tribunaux yi kon bu ko defee état bi ci boppam na delluwaat gannaaw. xoolaat boppam man de ñi laa mën a wax ne zéro faute. waaw mooy plateau médical. waaw ñooñu daal wax dëgg yàlla ñu ngi def seen kéemtulaayu kattan. et ñuy jooyee nag di tàllal loxo nañu leen dimbali. parce que kat
ku ci sa bët xonk ci ñoom nga jëm. te mbir mii jógoogu fi te lii ma gis ñu di ko def nii état bi dafa mel ni pataas bu tàngale ñu mew koo laal. dëgg la ndax kilifa bu fekkee ni bi bu ñu la nee xeet nga daal di delluwaat gannaaw. bañuloo kenn mer dama ni kilifa goo xam ne kii bañoo kenn mer nag am na leneen lu ñu lay tudde. dëgg la du ma jaar ca tur wa. dëgg la waaye xel yeggale na ko. dëgg la dama ni am na ñoo xam ne ñii bu ñu merul. dañu bu sa boo bañee sa doom jooy dana la jooyloo. dëgg la dëgg la kon état bi ne delluwaat gannaaw xoolaat ni muy def organiser waat mbir mi. parce que mu ñu ne cas communautaire yi tey. bu ñu nee 3 la 14 la bu subaa ñu ne 16 la tey ci lan la dem. du 16 waaw. alors donc yëf yi wàccatul mais day yéeg. waaw surtout fànn boobu jërëjëf sëñ Moussa kon nag c'est vrai que ñu ngi ñuy wax ni département yi nga xam ni donc 6 départements yi nga xam daanaka foofu lay la coow li gën a tar muy Dakar Thiès Pikine Rufisque Guédiawaye Mbour donc ñooñu nag ay zone la yoo xam ni maladie bi dafa tar loolu ba tax ni nag ñoom ñii taxoon ñu jox leen autorisation maanaam pour des raisons professionnelles moo tax nag ñu dakkal ko ñooñu tamit ñu mën déplacé wu rek pour éviter li nga xam ne moo di yenn cas communautaires yi kon nag loolee la ñuy jox benn xibaar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Moussa. naam. rek Cheikh Mamadou Dieng bisimilah. am na luy koccal noonu de allo waaw allo. waaw day am jafe-jafe ci portable nii mu fu muy woote mu ngi koccal kon déggatuñ ko ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Modou Mboup Moussa. waaw sëñ Modou na nga def Mboup. sant yàlla bu baax. tarik alhamdulilah. ñu ngi lay nuyu di la baal wax di la baal wax. ñu ngi lay fay baal nañ leen. di baal wax waa Sud FM ñëpp ak ñuy déglu ñëpp ak ñuy woote. jërëjëf. yàlla boole jégal. allahumma amiin waay. waaw man bii ba léegi maa ngi déglu gars yi ñuy wax rek. ci côté transport bi interurbain bi rajo léguñu sax waaye interurbain bi moo am problème. waaw diggante région ak région. waaw xam nga camion yi ñu ngi yóbbu ceeb. yooyu transport yi amuñu problème chauffeur yi amuñu problème. xam nga aftu bi ñu ngi doon daw. waaw mais transport yi ñu ngi doon dolli gasoil ñu yóbbu nit ñi. waaw pour respecter li président de la république wax. pourtant ñu ngi fay chauffeur yi aftu yi. waaw yéeg leen di fay bu baax. waaw bien sûr car rapide yi ñu ngi doon daw. ñu ngi jot seen salaire. Ndiaga Ndiaye yi ne ci biir dëkk bi ñu ngi doon daw ñu ngi jot seen salaire mais ñi nga xam nañu dem ci àll bi ñu arrêté ko ñu respecté ko toog 2 mois Moussa allo. ñu ngi lay dégg waaw. ñu ngi toog 2 mois demuñu fenn. mënuñoo jógee ci àll bi bàyyi fa oto beeg seeni apprenti. ndax ku nekk xam na ne oto boo ko bàyyi ci àll ba ñëw sa kër toog. ñu sàcc la ca nekk. waxuñu sax chauffeur yooyu parce que transporteur yooyu dañoo jotagulum ndimbal. dëgg la. ci 2 mois yi. waaw ki yoroon benn osaat bi ci daw départ. ku ñu 7 places yi xam nga 7 places yi. boo ko xoolee tey ñi ko moom ñi ko yor ñëpp ñoo ko moom. waaw. léegi nga 2 mois nga toog. nekk sa gaaraas bu mënoo dem sa kër. oto bi nga yoroon mënatu la daw. kan moo lay fay salaire. ñu ni état bi comme président de la République dafa ni nañu dimbali secteur bi ci secteur du transport boobu dafa cee boole. defe naa sax moom la defal priorité. waaw. ñu sant ko ci gërëm ko ci chauffeur interurbain des transports chauffeur yi respecté nañu li nga xam moom la wax ñun ba ñoo fi arrêté. kenn bougé wul. bu fekkante ni noonu lañ defoon marché yi def ko urbain bi def ko lépp. comme léegi feebar bi dem na. waaw. am déet kon du def weer te demul léegi nag buñu bàyyi wubbi wuuma ya. wubbi marché ya. urbain bi daw camion yi daw. marché bi boo demee respecté wuñu loolu. biñ ne moitié place suñu tagaay yi. foo yebee 13 personnes ñu jàpp la nga fay 6 000. waaw pourtant marché baa nga fees dell. pare yaa nga fees dell ñu ni kon contact bi ñuy bañ tey. kon am na lu la ci li président de la République santaane ñi ko war a taxaw ba mu am nekkul loolu foofu la ñuy waxee. très bien. léegi président yi day dimbali nit ñi. ñu jël ab ceeb di ko jox ñoo xam ni tey ña ngay fees wàqi dugub. am nañ lu ñu jàpp. léegi chauffeur yi nga xam dañ leen a bloqué ci garage yi. ak ña doon liggéey ca garage ba. waaw parce que du oto chauffeur yi dawal doo nga de. ña doon liggéey ci garage ba ay doomu aadama lañu. waaw bëri nañu te li ñuy liggéey tey li président yi dimbalee muy contribuable réew mi. tey la ca oto participé lenn participé wu ko de. te ñu ngi yor seen i téléphone di woote état baa ngi leen di dimbali ñu ni miix ak moom. waaw mais tey li doon dugg trésor. ak accélérateur di ko fa dugal. leneen dugalu ko fa. très bien kon ñoom bu ñu demee ba problème président bi nañu leen jàppale bu ñuy dimbali ñoo ko war a jëkk a dimbali. waay jaajëf. parce que gasoil bi ñu doon consommé pièces détachées yi ñu doon kii loolu yëpp tey
am na ñu bari tey ñu doon importer pièce ci oto 2 mois yëpp demuñu fenn mënuñoo dem ndax ñu wuñu conteneur ñu conteneur parce que oto yi lawul day paan ba mën a jënd pièce dëgg la jërëjëf sëñ kon oto bu taxawee rek yi muy boole ci réew mi moo bari li muy participer ci trésor bi dara defu ko waaye bis bu taxawee tamit nag li muy handicapé moo bari kon président xam na fa waxee parce que fii président yi am nañu xel mais support données yi ñoo normalul ñoo normalul très bien jërëjëf waaw ñun li président def dañ ko respecté waaye li mu def dañ ko cee sant waaye nag xoolal ba léegi 2 mois bi président ne la joxe ba léegi koy dimbali 2 mois amul lu mu jàpp ba léegi jotagul dara ci dimbal moomu est-ce que loolu ci président la déedéet te xaay baa ngay tege teewe ah ko xaay baa ngi teew léegi nag ñoo ko yor support dana ñoo ko yor di jéem a teg di def ay tiktak ba bala ngay dimbali nit ki fekk di kooku moom dee na sax bu yàgg kooku day def dootul gis feebar bi Moussa yéeme na nit ñi dañuy wax dëgg te bàyyi na ci téléphone yi ñu woote di maxar yàpp président dana ku ko bëgg a jàppale da lay wax nit ñi dëgg la mu war a def na ko la mu war a wax na ko wax na jëf na nit ñi jàppale wuñ ko ba feebar baa ngi di gën a yokku jërëjëf sëñ Modou ku nekk teg say intérêt ku nekk di wax di ŋàññi sa borom waaw Sénégal nañ tolluñu foofu jërëjëf tolluñu foofu ñu toll mooy ànd xeex feebar bi bu ñëpp daleen di transporteur yi ak chauffeur yi ba tey feebar bi dem na bu yàgg jërëjëf mais yëglu woon ngeen nag teewul tamit bàyyi mais ñu jotagul bàyyi ñu yëglu ñoom tamit yéen di ngeen yëglu kay ba jot loolu jotaguñu dara dërëm jotaguñu ko ñu ngi joxe ceeb bi camion yi def bu la ab transporteur bu la lépp chauffeur wala ñoo defee gaaru ceer bi bu leen di jot naa gërëm waxul dëgg d'accord gërëm démagul te noonu ci 3 mois jërëjëf sëñ Modou ñu ngi léegi la sant moo santaane loolu santaane wu ko merci beaucoup ñu jël ñeneen ci ligne wax di dimbali transport la ci jiital kon dañuy joxe transport la ci war a jiital jërëjëf Modou voilà ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi waaw kon nag ñuy gàttal tuuti da ci am solo trop salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah allo oui waaw yaa ngi dégg salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def ñoo ngi sant bu baax voilà kay jërëjëf dama leen di d'abord ndokkel di leen ziar ñëpp jërëjëf kii docteur Ousmane Diouf la Ousmane Gueye maa ngi jégalu Ousmane Gueye d'accord waaw dégg nga waxtaan bi yaay directeur SNEIPS waaw mooy directeur SNEIPS waaw dama leen di ma ne moom lay wax noonu d'abord maa ngi ndokkel Sénégal yëpp jërëjëf di leen ziar di ñaanal ñu julli tey ji julli ci korité bu amiin allahumma amiin yàlla defal leen jàmm amiin ñu ko war a def suba tamit yàlla nañu yàlla defal jàmm ñoom ñëpp amiin yàlla nangul ñëpp yàlla dimbali ñëpp feebar bi gaaw fi jóge amiin ñëpp dellu seen activité wallaay dëgg la defe naa loolu moo am solo dëgg la sëñ Moussa loolu lay tàmbalee sumay introduction pour wax ni effectivement ñëpp sonn waaw muy baykat bi muy transporteur bi muy ki yor profession libérale xam nga da ngay gis ñun suñuy ay collègues yoo xam ne seen i cabinet lañuy yor pratiquement dañu ko tëj liggéeyuñu ñun ñi nekk ci administration waaw commencé ko suñu jëwrin wallaay boo ootul sax commencé ko ci président de la république kenn nelawul kenn amul samedi kenn amul dimanche waaw donc ñëpp a sonn bu ñu sañoon vraiment lii jóge fi pour wane ni rek kenn amul intérêt pour téye feebar bi waaw kenn amul intérêt pour sonal askan bi parce que dara amu fi loolu tax ñoo jóg li parce que defe naa bi nga tàmbalee émission bi da nga doon wax ci mbirum julli bi ak xale yeeg waaw nu ñu leen war a organiser waaye waxtaan pratiquement ñu bëri abordé wuñu ko te muy question bu am solo waaw bu am solo parce que sëñ Moussa man dama am problème parce que keroog bi ma gisee ni président bi mu defee discours le 11 damay sànni xeer médias yi à commencer par les médias defe naa ñoom ñoo déet waaye bu ñu sànni xeer ñu fayu ñu bindee ci télé yi écran télé yi waaw restez prudent restez vigilant waaw dindi restez chez vous dafa mel ni dañ ne nii ñi gën leen xam nga alors que discours bi du woon loolu waaw discours bi du woon loolu discours bi mooy maanaam waxtaan nañu waaw gis nañ ni économie bi mu ngi sooxe gis nañ social bi mu ngi sooxe léegi nan lañ lay def ba allié joyanti feebar bi waaw ak koom-koom bi waaw ak liggéey nit ñi defe naa loolu moo nekkoon quintessence ak sens discours bi waaw nit ñi noonu lañ ko waroon xamee te président waxoon na ci aussi ci discours bi malgré li ñuy def yëpp réadaptation bi yëpp na ngeen insister ci mesure barrière yi na ngeen ko respecté waaw mais malheureusement
tey jii boo xoolee. depuis jour boobu ba léegi. xool statistique transmission communautaire nga xool lu muy yéegee. waaw loolu benn. mais situation boobu bëggoon nañ leen ko laaj yéen ñi di yëngatu ci wàllub maanaam santé gis nañu jamono ji cas communautaire yi moo gën di tar te gis nañ ni loolu tamit est-ce que bokkul ci décision yu tax tamit ñu changement yi di am wala yenn chamboulement yoo xam ne peut-être askan bi duñ ko maîtriser. moo tax ma ne la incompréhension discours bi. waaw xam nga. wala nit ñi jëlee ko nu mu leen neexee wala nit ñi xool seen bëgg-bëgg rek. waaw moo indi loolu. parce que transmission communautaire fu mu am rek mooy maanaam virus baa ngi circulé ci biir askan bi. te xamoo fan la jógee xamoo ko yor tam. te bés boo ci diagnostiqué kenn rek. waaw xamal ni kenn kooku amaana wala na une dizaine de personnes te xamu leen. waaw. xam nga loolu moo doy waaru ci mbir mi. dëgg la de telle sorte que man damay ñaan Sénégalais yi. ñi xool autour de nous. am na ay réew yu ñu ëpp doole. waaw. tëju nañu ay weer. waaw. mbir mi xaw a dal foofu. ñu xool suñu wet fii dama doon bañ a tudd mais dinaa ko tudd parce que dafay tax jàngat lay indi rek. dëgg la waaw ba tey Mauritanie. à un certain moment dañu waxoon 0 cas. waaw. ñi ubbi nit ñi commencé sans respect des gestes barrières ñu ne seen fulaar yi daf leen di masque ak yooyu. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 200 cas, 6 décès. Ouais. xam nga. loolu du question discours buy tiital nit. mais ce sont des faits qui sont là yoo xam ne nit ñi dañu koy gis. war see jàngat. ñi war see jàngat. xam ni Sénégal mënul nekk un peuple à part. waaw c'est vrai. waaw. te yàlla fépp la ne. dëgg la absolument. waaw ñëpp ko gëm. dëgg la mais la décision d'interdire maanaam ñoom li askan bi leen jaaxal mooy c'est vrai que le président il avait dit que ni nañu bàyyi béykat yi peut-être pour relancer l'économie locale ak yooyu béykat bi daf tamit yooyu tamit lu am solo la mais ñu toog ba caag après le ministre de l'intérieur changé ne non dañuy wàññi circulation bi est-ce que askan bi dañoo amul yenn information boo tax ni ministre bi changé loolu wala ngeen leeral ñu foofu tuuti parce que ñu bëri jàpp nañ ni instant bi waroon nañ fekk seen i bërëb bi béy ñuy bay ñuy ruuj ak yu ko mel. waaw xam nga bi président waxee loolu. moom dafay joxe ay lignes directrices. ces techniciens war a toog xool les modalités pratiques nan lañ koy doxalee. waaw. xam nga mais defe naa man bi ma liiree communiqué ministère de l'intérieur li ma njëkk a gis ci premier paragraphe bi. mooy considérant xam nga l'évolution de la pandémie. évolution de la pandémie en voyant que 80% des cas. waaw. ñu ngi ci entre Dakar Thiès Touba. waaw. donc maa ngi ñaan ñooñu ñu réduire seen déplacement. xam nga texte bi loolu la. waaw différence c'est pas compliqué à comprendre. dëgg la et te boo ko xoolee chaque jour bu ñu defee communiqué. daañu gis ni effectivement Dakar Touba Thiès ñooy xëccoo ndam mi. waaw. waaw ñooy xëccoo lim bi. waaw pratiquement foofu la ëppee doole. waaw ba tax na ñun au niveau du ministère de la santé ñu changé sa stratégie ci communication ci sensibilisation accentuer stratégie bi au niveau de Dakar. ak Touba ak Thiès. oui. waaw ñu war a xool loolu xam ni. vraiment mbir maa ngi fii te boo déggee maa ngi bay. dafa fekk ma ànd ak wérgu yaram ma am doole ak kattan bu ma bayee. loolu dafa am solo. am waaw waxuñu kenn bu mu bay. waaw et je crois que on doit pouvoir laisser le temps à l'autorité. oui. mu organiser wu. voilà xool nan la ñuy delloo nit ñi seen i dëkk dans de très bonnes conditions. mais c'est en perspective. avec une santé. je pense que loolu moo am. mais yéen a ngi ci affaire boobu. voilà loolu la xam nga état. est-ce que yéen a ngi ci loolu état day waxtaan état day xool fu ne. day xool nan lay organiser le retour de nos concitoyens là. waaw ñu mën a dem béy dans de très bonnes conditions. oui mais Moussa dama lay jox benn exemple tey jii. mais bi ñu waxee ne dañuy bàyyi marché yi. waaw ñi liggéey 6 jours sur 7. waaw mais tey boo rombee marché yi sa yaram day daw. dëgg la tey samedi la mais embouteillage moo fa am. dëgg la oui. embouteillage moo fa am. nit ñi dajaloo regroupé wu. amul benn distance physique entre les gens. bu ñuy wax distanciation sociale amul fa. am na ñoo xam ne tàkk nañu masque am na ñoo xam ne faalewuñu masque. oui mais même le transporteur di ñuy wax nii. je regrette mais tey jii boo xoolee kaar yi
mais apprenti bi day jël ci masque bi def ko sous son menton. waaw ci sikkim bi la koy teg. waaw di wax. xam nga muy bàyyi car bi fees man taxaw naa ci wetu car naan client bi takkal sa masque. takkal sa masque. waay. c'est extraordinaire il faudrait que sénégalais yi delloo seen xel bu ñu buggee génn ci jàngoro bi ci nu mu teelee. dimbali autorités yi. dimbali seen bopp. mooy quel que soit alpha tey jii même bu ñu ubbiwoon lépp bu fekkee nit ñi ngi doon respecté. exactement li ñu wax. mooy ñu takk masque. def distance physique. wallaay mun nañ ubbi lépp. dëgg la. mun nañ ubbi lépp mais malheureusement c'est pas le cas. waay. te nit ki nag munoo nekk sa kër. nga nekk si jàmm ma nekk sama kër soose fële wala kër Madiabel nekk sama jàmm. aw ma benn feebar. waaw nga jógee Dakar nga bañ a respecter mesure nga indil ma feebar. waay absolument waaw loolu tam il faudrait que les gens voient ça. moo tax loo gis lu ne. il faut ñu jiital xel. waaw boo jiitalee ay nit aussi il faut nga wóolu leen. mais aussi mun teewul nag mën ngaa wax joxe sa xalaat. waaw bien sûr il faut pas que ñu inciter nit ñi. à l'indiscipline wala bañ a respecter li ñuy def. dëgg la loolu man loolu laay gën a méttitlu. bëgguñu discours yu mel noonu. discours yoo xam ne day pousse population pour ne dinañ def lii forcé. non loolu c'est pas bien. parce que bu ñu ko defee suñu bopp la ñuy yàq. absolument. bu ñu ko defee suñu bopp la ñuy yàqal. jërëjëf dañ jàppale ministère de la santé jàppale ministère de l'intérieur loolu boo ko defee. yaa ngi jàppale sa bopp yaa ngi jàppale sa askan. jërëjëf respecter mesures barrières yi c'est-à-dire port de masque partout. boo tegee sa tànk sa buntu kër. waaw takkal sa masque. gone yi nag damay terminer ci gone yi. waaw te ñu ngi ci fête. waaw ñun baaxoo nañu dem ñaani ndéw. waaw baaxoo nañu dem saafonte. mais situation dafa demee ni. waaw tey jii ku ne war ngaa mën a téye sa gone sa kër. waay nga feetu sa kër. loolu du yàq am na ku ma dëggoon nee na ñaata korité lañ dem ñaata tabaski lañ dem ñaata korité moo nekk suñ kanam. ñaata tabaski nekk suñ kanam. wallaay benn korité bi mënuñoo delloo gannaaw. benn korité bi mënuñoo rey. mënuñoo sonal. dëgg la dañ xam ni wér-gu-yaram ci jaamu yàlla. wallaay dëgg la parce que boo déggee yaa ngi jaamu yàlla da nga am wér-gu-yaram. dëgg la c'est absolument sûr. njaboot dafa am solo ñun dañu war a protéger suñu njaboot. dañu war a protéger suñu doom donc dañu war a wax suñu doom yi. toog leen kër ga. waaw ngeen feetu fii. am na yeneen korité yi ñëw. tey jii feebar moo fi nekk. dëgg la feebar bi dañ koy moytu. dafa naa loolu discours boobu moom la ñuy xaar ci Sénégalais yi. jërëjëf vraiment loolu lay ñaan te xam naa ne mën nañ ko. waaw Sénégalais yi am nañu loolu. mën nañ ko mën nañ am dépassement boobu. jërëjëf naam métti na tout le monde est fatigué tout le monde sait mais je crois que li ñuy wax rek succès bi mu ngi au bout de l'effort. jërëjëf jërëjëf docteur Ousmane Gueye bi nga xam ne nag daanaka mooy le directeur donc mooy yor SNEIPS jiite SNEIPS kon nag ci kàddu leeral yooyu muy indi moom mi nga xam ne tamit bokk na ci kuréel yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu mbas mi ci yooyu mu indi ci leeral lu ci am solo la kon ñu ànd ak yeneen mbokku yi nga xam ne bëgg nañoo bokk ci waxtaan bi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam. siyaare nañ la. nga leen di ziar kooku. damay lépp tuuri ndaw mais maa ngi woote fii ci Kër Massar. waaw sëñ bi bisimilah. waaw médecin bi génn loolu lu wax am na solo sëñ Moussa. ndax kenn amul intérêt ci téye kii wala téye kii. mais nag Moussa nañu wax dëgg organisé bi dafa des. xam nga par exemple baykat bi. baykat bi waroon nañ mën a fexe loo xam. waaw. balaa actuellement nii may wax ak yow képp kuy baykat man maa yaakaar comme li waa ji am na ku ko njëkkoon wax ñun dama yaakaar am nañ ministre bi yor wàllu mbay. ndax bu fekkee nga yor bay xam mbay waxtu wii ñu tembe Moussa man sama bay bëriwul sax ci àll bi laa dëkk mais fi may waxee wut naa sama jiw bu yàgg wut naa sama tool bu yàgg. bu yàgg la fi mu toll nii tey bu tawee. même déw ma. mais bu tawee sama grand frère moom bu defar comme man surga laa. bu defaree tool bu pare jiyaalee ma. ah macha allah waaw dina am ku la. waaw bariwul nag mais xam nga comme suñu bàyyi dañ doon bay wutuñ ci koom-koom bu bari nga ndax suñu borom ak ñuy suturaal waaye am na ku ma dégg mu mos ko wax nit ñëpp yàlla bi fa dimbate yémariwul te ñi ñu jiite nañ sóoraale yëpp yémuñ te xam nga ci yor ay millions nga xam ne tey yàlla tere fii ba 1 an yow amoo problème waaw dimbaloo kenn boo taxawee di nga xalaat yi nga xam ne borom dénk ko dara tax boo jëlee Dakar bu fekkee téeméeri nit ñoo fi ne. di liggéey. juróom fukki nit ñëpp wala fanweeri nit ñëpp bu tawee dañuy dem ci seen tool yi am na ci ñoo am ni fu ma waxee ne am na ci ñoo xam ne ñu war fii seen i sare tey. seen kër yi ñu yéexee dem mu tas. waaw. loolu foog daal nga xam ko de. sa gaa yi si bëri bëri duñu carrément li kii xam nga bu fekkoon ne tey du koor gi débarré. waaw dañuy sensibiliser nit ñi ne leen kat.
comme ñun ñu dëkk secteur Kër Massar bii kat léegi fii am na tesseekaay. waaw. léegi nag képp ku bëgg a dem bay waxtu sàngam. maanaam balay xëy ku bëgg a dem balay korite. bu ko amee 10 jours léegi na nga ñëw ñu test la. suñ la testé bàyyi la nga dem soo toogee ba war a demaat ba nga xam ne après ay 14 jours yu wax. ñu ñëwaat ñu testé la defal la papier bu lay war. bu lay waa nga dem. loolu xam nga loolu. waaw mën a nekk xalaat la. xalaat la. mais yooyu yëpp duñ ko def dañuy bàyyi ba dara ne këtt na doon te li may wax gars yi lépp loo pare fi may waxee ne service bi ma doon liggéey. dañ ma arrêté depuis 3 mois. kon daal yow suñu jàppee sax mooy képp ku ne daal béykat nga war ngaa mën a dem ministère de l' agriculture nga inscrire ñu xool la jàpp la wala testé la ne la dans 14 jours nga ñëwaat 14 jours bu ñëwaat bu dara nekkul ci yow ñu testé waat la mën laa daggal kayit nga dem. waaw. ah d' accord waaw Moussa beneen bi su la daggalee kayit tey. oto bu lay yóbbu. waaw. xam nga beneen waaye. gars yi de fu mu ne nii moom nañ yor kayit rek. waaw waaye nag Moussa boo yoree kayit. waaw te oto bu la yóbbu waaw. mën la dem ne du yomb. dëgg la waaw dëgg la du yomb. parce que ba nii may waxee jamono yële ci ginnaaw. parce que woo naa benn booy mais woo naa benn booy bu jugee Kaolack. waaw. parce que mi ngi fay antu diggante Kaolack Dakar. waaw fii. te ki ko andi ku war a defar la. xoolal mu loolu. looloo xam ne réew mi Moussa. ma gàttal sax nag comme ñu ne leen dugg liñ ci war a defar dafa bari. waaye yàlla na fi yàlla def jàmm. jaajëf jërëjëf fi mbas mi. jërëjëf jërëjëf ba ñun ñëpp ñu delluwaat ci jàmm. jërëjëf. waaw yàlla jërëjëf loolu sant jërëjëf amin jërëjëf ci ñaan yi waaw ñoo ngi ñuy wax ni sax kon li nga xam ne moo di li nga xam ne mooy ñenn ñoo xam ne sax dañoo defarlu woon ay kayit yi nga xam daanaka waaw yu yéeme la kii waaw ay autorisation professionnelle waaye nag pour dem julli ji waaye tamit li nga xam ne mooy suspension bi ñooñu xam sax donc boo mooy mardi 5 heures du matin lay jeex maanaam mardi normalement waaw mardi à 5 heures du matin donc muy premier jour ouvrable reprise travail bi kon nag loolu suspension bi ca lay jeex ñu jël ñenn ñi ci ligne bi salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum Moussa. waaw. waaw man la Souleymane di la woowee Paris na ngeen def. jërëjëf. donc di baalu ñëpp àq. waaw ñu ngi lay baal. donc amin donc di baalu ñëpp àq tamit. waaw yàlla ñu fekkee déwén yu bëri. amin waay. ñu julli tey leen ndokkale tamit. amin waay. am na ñuy julli tey am na ñuy julli suba. waaw noonu la moo mel noonu quoi. yàlla yàlla nangul rek. waaw amin moo jërë ñaan ko. yàlla nangul ñu may fekkee déwén yu bëri yu bëri ñu tal ko. voilà waaw Moussa bu loolu weesoo man dama bëggoon wax ci njàng mi quoi. parce que bon Korité bi incha allah tey la ak suba. ok mais semaine prochaine xale yi dañuy dellu école. waay donc nañu 2 mois jànguñu avril ak mai bi yëpp jànguñu ko. donc am na ñuy dem école mooy ñuy def examen. ñeneen ñi dañu lay wax ñu toog seen kër. donc année scolaire bi pour l'instant dara leeragul kenn xamagul nan lay demee. ak xale yi ba nañ dem jàngi. après bu ñu sentir que affaire bi yokku na ñu waxal dañu delluwaat ci kër yi. donc dara leeragul si année scolaire bi. waaw dégg nga kenn bëggu mu nekk année blanche nag mais dara leeragul. mais teewul dafa am école privée yu nekk Sénégal actuellement. waaw nañ ko wax ñu ngi commencé teg pression parents d'élèves yi. di leen wax nañu ñëw inscrire seen doom yi pour l'année prochaine. waaw. di leen wax nag nañu ñëw avant mi-juin. ñu ngi wax nag ku bëgg a inscrire sa doom l'année prochaine da nga ñëw avant mi-juin bi quoi avant le 10 wala le 15 juin. te kenn xamagul année scolaire bi mu demee loolu du benn yoon. waaw. ba pare boole ci di wax parents yi bala ngay inscrire sa doom pour l'année prochaine da nga war fay les 2 mois. mois d'avril ak mois de mai bi waaw. voilà da nga ko war a fay. pour ñu inscrire sa doom ba pare léegi dañu bëgg léegi pour l'année prochaine xam nga dañuy école privée yi da nga doon def fin du mois bu nekk nga dem fay. waaw. léegi dañu bëgg pratiquement exiger parents yi ñuy fay tous les 3 mois. waaw mais ñoom tamit dañoo am ay charges quoi apparemment parce que gis naa keroog waa CAPEC ñoom seen kuréel yi leen ëmb naan ñoom jotuñu ñoo ngi doon ñaan wàllu sax ci état bi pour mu jàppale leen comme ça ñoom tamit ñu mën a alléger lii di parents d'élèves yi. exactement Moussa man yàgg naa di woote fii di wax que. professeurs yi nekk ci école privée yi leen dal di yoon. waaw école privée dañu war di fay seen charge di fay seen ay salaire. oui kooku ñëpp ci d'accord. mais nag parents d'élèves yi ñu bëgg exiger ñu fay le mois d'avril et le mois de mai kooku du benn yoon parce que contrat boo ko signé. waay da nga am ay services yoo war fournir te il faut nga fournir services yi ñu doog la fay. d'accord. dégg nga et puis école bi ñu ko tëjee nii c'est un cas de force majeure. waay du élèves yi moo toog ni demul jàngi. donc tu vois. mais ñoom parce que ba mu waxtaan ak ñeneen ñuy yor kuréel yu mel noonu dañ ne non contrat bi c'est pas pour mensuel mais c'est pour toute l'année scolaire. mais
mais contrat nag il faut nga def service. pour nga fay le contrat Moussa. mais loolu la un contrat n'est dû que si effectivement les deux parties respectent leurs engagements. waaw parce que quand j'ai dit la personne ne que loolu laa ko wax mu ne ma mag mais mën nga da ngay fay mais bu la nee nag nga porter plainte pour li nga xam ne nag mooy daal amoo satisfaction ci contrat bi. Moussa dañu war xam ni que. crise bi aussi dans les parents d'élèves il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont perdu leur emploi. qui n'ont pas de salaire. c'est vrai amatuñu xaalis. Voilà, et un parent d'élève qui a le choix entre payer des scolarités et nourrir sa famille, il n'y a pas photo. Donc, situation bi cas de force majeure, c'est pas le parent qui a refusé de mener son enfant à l'école. Xam nga dafa am situation yi nga xam ni parent waru ci fay mooy par exemple bu élève bi bu déménager. waruloo fay élève bi bu fekkee dafa feebar lu yàgg waruloo fay élève bi bu fekkee établissement moo ko dàq. waruloo fay. Mais tous les autres cas yi nga xam ne élève moo toog demul jàngi da nga war fay. mais en cas de force majeure c'est l'État du Sénégal qui a demandé à tout le monde de fermer les écoles. Donc c'est l'État qui doit indemniser. les écoles c'est vrai. donc xaalis bi ñu jox bi ci banque yi pour que les États. les entreprises aillent. demander des prêts garantis. maanaam prêt garanti mooy prêt bi nga xam ne état bi moo koy garantir. boo lebee xaalis bi bu fekkee mënoo fay état bi mooy fay à ta place. un certain montant. état bi mooy fay par exemple les 90%. donc prêt garanti boobu xaalis état bi def ci banques yi c'est fait pour les établissements privés. écoles privées yi ak commerçants yi. ñu dem ci banques yi ñu jox leen xaalis ñu mën a fay seen ay charges. xaalis boobu moo état boobu xaalis bi mi ngi ci banques yi. donc école privée dañu war dem ci banques yi monter seen dossier ñu jox leen xaalis. ñu fay seen ay salaires fay seen ay charges loolu mooy yoon mais c'est pas aux parents d'élèves. donc bu ñu profité ci man je suis d'accord dañu war fay profit. établissement privé dañu war fay seen ay charges. mais charges yi tamit wàññeeku na parce que yenn factures yi faytuñ ko facture de courant parce que jàng amul. tu vois donc bu ñu profité ci situation bi pour di imposer parents d'élèves yi. ñëpp am affaire bi ñëpp la laal. non mën naa ngi fii bitim réew mais dama am ay mbokk yu nekk Sénégal dama yor waxoon ñoom tous les jours. dañuy dem keroog ñëw ñu leen bon bala ngeen di enfin dañuy dem gis site internet école yi. du ma tudd tur école mais boo demee seen site internet dañuy wax parents yi dañ ñëw. inscrire seen doom avant le 10 mai. c'est pas normal yow alors que année bi kenn xamul nu muy demee. donc bu ñu profité situation bi pour teg ñi nax yenn métit yi. dégg nga na ci état bi wax mu leer depuis léegi mu leer parce que sinon lu ngi nar gis moom mooy le 2 juin bi. dina am élèves yi dem jàngi ñu leen da ngeen di génn parce que seen parents fayul avril fayul mai. d'accord incha allah xam naa du ñàkk semaine yi. vraiment ngeen def ci. balaa de incha allah dañu si def waxtaan bu baax a baax incha allah waaw. éducation nationale wax mu leer quoi. incha allah rabbi merci beaucoup. jërëjëf sëñ bi kon ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. waaw kooku rëcc na ñu xaar keneen ci ligne bi salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam fooy wootee ku baax. fooy wootee. waaw ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ Moussa. naam kooku. maa ngi tudd Tukulóoru Baay. Tukulóoru Baay bismillah. nekk benn président mooy Assoum Moomel yor ci baykat yi ak sàmmkat yi. waaw jaajëf. waaw ñu ngi gërëm bu baax sëñ Ousmane boobu génn mooy docteur bi. déglu nañu waxam dama la dab nag mais moom déglu naa waxam surtout ci li ñu concerné ñun en tant que baykat. loolu ñu amoon ci xalaat parce que ñun yëf yi balaa Korité bi di def bi mu desee 14 jours jàpp 15 jours. defoon nañ benn lettre boo xam ne ñu bëri liir nañ ko jagale ko président wax ko jafe-jafe ak métti yi ak waajtaay bi nga xam ne war nañ ko def pour dem préparer bi suñuy nawet ñun pour ruuj. parce que wax dëgg yàlla ku ne baykat moom xam ne amul lu dul tool. te ren maanaam mosul neex sax mais ren daf ci rawoon. ba tax ñu bëri jógee ci dëkk yi dem ci yeneen dëkk yi pour nooraani ni ñu koy faral defee. ci noor boobu nag ci lañ doon fortaatu sax lu ñuy yóbbu ci dëkk yi ñu koy dundee. loolu yàlla def na bu feebar bi ñëwee mu dakk parce que ñëpp nangu nañ ko tax xam nañ li tax. boobu nag bi président joxe na couvre-feu bi ñëpp di bëgg a daw pour dem ñibbi bi man ci njëkk a yuuxu yëkkati sama kàddu ba ñëpp jàllale ko. ba tax ñu gën a jël mesures yi ci laa bokkoon na bu kenn dem. parce que duñ ko nangu comme ni mu ko waxee kenn jóge fii dem ko dëkk Kër Soose wala Kër Madiabel wala Màkka Njoy wala foo mën a dëkk. di fekk di yóbbu feebar bi. te ñun xam nañ ne monde rural bu feebar bi demee day waar. moo taxoon ñu yuuxu bu baax a baax. léegi ba yuuxu yi nag ñu gis ne am na ñu doon sàcc yooyu yëpp ñu bokk ci ñi koy dénoncé wax dëgg yàlla def liggéey boo xam ne am na solo te suñu réew tax ñu koy def. waaye nag bu ñu yëggee foofu noonu ca boo xoolee début ba dañ ne woon feebar bi ay quelques personnes la woon. waaw ñu teel a jël suñu matukaay. matukaay bañ ko jëlee feebar bi da nga doon Dakar nga doon mën a tudd. wala Touba. waaw
tey partout Sénégal ci 14 régions yi foog naa ne ñaar wala ñett ñoo ko ci amul. ñan ñoo ko fa yóbbu nekkul ñun néew gi doole gi nekkul ñun ñi amul ay këyit nekkul ñun ñi nga xam ne amuñu ay moyens. kon feebar bu ngi gën di law di siiw di dem te diire bi yàgg na léegi nag économiquement ñun baykat amul lu dul bay moo tax ñu teel a déclaré suñu bopp yuuxu doon xalaat ne ñun bëgguñu dem korite ji sama wax ca kaw parce que ñu bëri te ñu may dégg xam nañ ma. bëgguñu dem korite ji xam nga ñu bëgg. ku ñu préparé ñu dem bayi ji. waaw c'est vrai parce que dafa am amalgame am ñoo xam ne dañoo bëgg a dem liggéey am ñoo xam ne korite leen bëgg a yóbbu parce que am na ñoo xam ne sax dañuy wut ay li nga xam mooy autorisation professionnelle alors que Tabaski korite moo leen yóbbu. waaw loolu daf ci bëri xam nga lu tax loolu. ñun dañ nañu depuis 14 jours bu fekkoon préparé nañu parce que ñun bind nañu leen sax système bi soxla yooyu ñoo xam seen moyen dina ko mën wala duñ ko moyen. duñ ko mën parce que nag mënuma d'accord président bu ñu toogee. fi mu tudd ne danañ tijji luuma yi. yooyu ba léegi may wax yow am na ñu nangoo ubbi am na ñoo xam ne ubbi wuñu ci ay préfet ki sous-préfet tey pour baykat yi dem bay ji amul benn buñ ci waxta boobu waxu ko de te ñëwagul woon. te commencé nga dégg na am na koor yu jógee bitim réew. ci même discours la woon. ñu commencé dugg si réew mi. jumaa yi ñu bëgg ubbi di julli ji julli. marché yi li ñu joxoon comme programme dimanche sa lañ tam ñu ngi koy def. école bi ñu ngi ci programme bi comme ni mu ko waxee woon. léegi li mu joxe woon ci programme ñun baykat yi doomu lañ ci boolewul mooy ci côté dem bay ji mooy ci côté luuma yi. mais lan moo tax loolu man dama ne woon nañ ñu préparer pour ñu dem bay ji parce que boo demee ci dëkk yi tey am na ñoo xam ne am na man ma jox la ay dama ci am ay ci yu bëri koo xam ne 83 ans la am yor ñaari bam kenn gi ñu ko téye moo sànni kenn ki mu ngi fii Dakar. mais mën ta dem ay njaboota fa nekk te war a ruuj war a gaj yi xale yu ndaw ñoo fi nekk ak jigéen am na koo xam ne moom kenn ak i soxnaam kese. nag mënul bay ji mu ngi fii toog ñeneen ak ñeneen foo dem famille bi yëpp nga tasaaru ñeneen ñu ngi leen téye ba maa ngi lancé appel ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi def ay warukaay war moto yooyu am naa si ñu téye ba Fatick fu ne ñëpp maa ngi wax. parce que aussi man sama rôle nekkul di ñaan njekk man dama bëgg ñëpp tegu ci yoon. waaw tënku jub. mais mënuma di xeex injustice. di xeex naan ko sama militant la wala ko sama taaliba la pare bëgg indi ko sama militant la loolu sama membre la loolu day xaw a doy waar parce que mouvement associatif bi buñ duggee ci ñaan intervention rek day indi leneen mais li koy waral it mooy dafa am situation xam ne man wax na leen ko ci lettre bi ma bindoon am na ñoo xam ne jaral na leen doxee Dakar ba suñ dëkk moo xam Casamance moo xam Ziguinchor moo xam Saloum moo xam ci metti na di waaw te yooyu day indi ay jafe-jafe te ñu ngi yeggaat ci loo xam ne nii nañ xalaat situation bi tey baykat bi toog fii dundul war a fay location lépp war a xew ëllëg njabootam toog fële situation bi ngi noonu tukulóoru bàyyi mais yéen na ngeen bëggee ñu organiser leen ci pour ngeen dem bay ji waaw li ma bëgg ñu organiser ñu mooy dafa jot wala ban période moo gën a baax ak tamit est-ce que jot na ak na ngeen ko bëggee yéen waaw mu ngi bëgg a weesu sëñ Moussa parce que moo taxu ñu teel a yuuxu 14 jours avant Korité ñu ngi doon xalaat ne feebar bi day def 14 jours ñu may leen ne 5 jours sax mën nañ ci préparer en tant que état man li ma bindoon foofu mooy ñu fexee def rek benn parce que bu ñu ko médiatiser parce que seen loi yi am na xam na fi ñu koy jaarale ay décret yi xam na fi ñu koy jaarale pour ñëpp yëg ko ñu médiatiser ko foofu ñu jaarale décret yi ne képp ku war a dem nga xam ne mbay moo la yitteel da nga war a dem nawet yi na nga ñëw bërëb sàngam bu fekkee dañ leen di test xool leen bu fekkee am nañ moyen pour téye ñu dox ñu quarantaine comme ñuy war a dem bitim réew dañ leen di quarantaine commencé woon nañ ko waaye dañ ne moyen dafa xaw a nanga mag nanga nañ dem seen kër yi ñu responsabiliser ñu wax ñu nañ toog suñu kër quarantaine suñu bopp buñ demee ba heure de départ ba ñun may nañ leen ne leen bu boobaa ñoom nañ xool ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi nga xam ne ñoo gën a def moyen dégâts ci réew mi ñu sélectionné leen boole leen ci quarantaine bi bu ñëwee ñu organiser région bu ci nekk ña fay dem ñu defal leen karawaan ñu dugg ci oto yi ñu cortège leen ñu def parce que yëf yi dafa toll ay xalaatkat lañu ay bindkat ay nit lañu te dañu bëgg suñu réew mais dafa am loo xam ne doo xam duñu woo di def lu kenn xamul mais am na foo xam ne nag li ñu mën rek mooy wax comme tous les Sénégalais mais bu ñu fekkee ku nekk day jël responsabilité en tout cas bëgguma feebar bi dem ci monde rural bi dama ko mos ci xeex mais mënuma toog tamit ay nit toog war a dem mën a leen bu leen dem dafa am ci responsabilité bu mag boo xam ne xam naa ne état xamu ko léegi di am ba toll ci période bii ñu am ay situation yu grave ku nekk di dox wax naa la ni situation yi damay toog war a xalaat ne bayoon nawetaan bi mu métti mosul dox état ñun la gën a suufal du ñu dimbale nga xalaat na say tool nga am mënoo koo bay boobu lii passé yenn situation ngay dundaat corona dina xaw ma dina jeex ba pare situation bi des fi ay nit di dee te gis nga li mu fi rayegum mu ngi ci 30 et quelque bu boobaa danañ compter ñun ci xiif bi am ci dëkk bi 30 par jour ci réew mi damaa ko wax ci bàyyi xel jërëjëf xam nga sëñ Moussa waaw ci tënk waaw du lu ma ñaan yow xam nga man ku bëgg réew mi laa
mais dama bëgg sañuy njiit nag bàyyi xel loolu gis nga tey ñi fi yor ay laissez-passer tey ñu mën ko tuddee comme takk der comme médecin comme nangam mën a dem fu ne ñooñu ñoo jël seer bi yóbbu ko fu ne te ñu xam ko xëy na def nañ ci ab liggéey parce que gis nañu ñu ngi ci def ay liggéey mais nañu may suñu responsabilité xam ne ñun néegu dool gi ñoo ci dee bi président Guèye discours bi ñëpp ko rafetlu waaw mënul la bàyyi nga defal tout le temps parce que ma yaatal foofu waaw très bien parce que waaw yaa ngi waaw seen salaire ñu ngi koy jot ba pare aussi amuñu benn problème fu ñu bëgg a dem ñu ngi fay dem amuñu benn mbokk te man ci dégg ñuy wax ay maire yu dëkk ci suñu gox ak nangam ay nit ay autorité te seeni nit ñu ngi yóbbu ay nit jaajëf ci seeni auto particulier jërëjëf Tukulóor Baye ñu ngi léegi la sant ci intervention boobu waaw kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 xam naa nag c'est day xaw a kii tuuti mënul waaw suñu ko bàyyi mu gën a développé salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax na ngeen def. ñu ngi fi rek. tur bi ak fu ñu woowee. man da Abdallah Faye. waaw sëñ Faye. woote naa fi temps yële la. oui. bisimilah. allo. na ngeen def ak coono. ñu ngi sant baax sëñ Faye. wallaay ñu ngi ziar bu baax ñu ngi rafetlu seen émission. jërëjëf bisimilah. waaw dañuy joxe suñu contribution. ci allez-y rek. waaw parce que fu mu nekk nii yëf yi tar na. mais dama bëgg autorités yi ñu ànd ak sago. population bi aussi ñu ànd ak seen sago. parce que loo gis rek sago moo koy mën a régler. pëccëxoo bi fii ku ci nekk di naan damay béyeek damay kisin nañ xaar ba mu ñëw. defe naa nit ñi dañu war a ànd ak lucidité. waaw analyser situation yëpp. xool yan opportunité nañ am. ba mën koo doxal. ci wàllu précaution yi ñu ngi fi doon wax jamono yële maa ngi la koy wax sax ne que port masque nañ ko def obligatoirement. mais ba léegi. ñu ngi koy yore nii mais pour la forme rek. boo xoolee ci rencontre yëpp boo demee ci marché yeeg yeneen sa yaram day daw. waaw parce que nit ñi ils ne sont pas du tout protégés dañ ko yore pour la forme. pour bañ ñu ramasser nag leneen mais dañ dul yore masque bi comme il le faut. ce qui fait que la maladie se propage. lii ñuy ubbi jumaa yi aussi ça peut être catastrophique parce que l'air qu'il respire. boo jëlee mbooloo ñu dugg ci juma di noyyi di nokki. air boobu di jaxasoo c'est facile que ñu jël ci feebar bi. parce que à des conditions de température bien déterminées. il y a la promiscuité donc c'est facile que ñu jël fa feebar bi. loolu c'est à éviter. moi je pense bien que ne ouverture mosquée yi dañ ci war a dem ndànk parce que bu ko ci defal cahier de charge mënu ko remplir. parce qu'il faudrait-il que chaque waxtu. waaw ñu désinfecté mosquée bi. ban mosquée moo ko mën. mosquée yi am na ci ñoo xam ne que amuñ sax ndox. waaw beneen bi dem école bi. ubbite école bi nañ ci def ndànk. nit ñi nañ ànd ak tey. moi je pense bien que les autorités ñoom ñi ñu jiite waruñ paniquer. Ils ont des obligations de faire des résultats moom mooy les examens. mais nañu xaar ba fileeg septembre ba xool ban courbe lay jël. et maintenant après ñu door a ubbi école bi pour tout le monde. de septembre à décembre moi je pense bien que ne. mën nañ ci jàng. rattrapé wu. et ensuite maintenant en janvier ñu entamer une nouvelle année. parce que déjà 3 mois yi mel na ni vacances la. absolument je pense bien que ils doivent analyser ça avec lucidité. et autorités sanitaires yi aussi. parce que loo gis il faut de l'audace. moi je pense bien que ne l'hydroxychloroquine il ne parle pas de prévention parce que fu mu nekk nii yëf yi nee na këtt ne jot. la maladie est dans toute la population. c'est ubiquitaire. dafa tasaaroo. donc moi je pense bien que ne comme que ñun on avait l'habitude de prendre la chloroquine. ils n'ont qu'à prendre ça sous forme de prophylaxie. sous forme prophylactique. mooy et l'herbe de Madagascar aussi. la mooy loolu prophylaxie forme. maanaam pour faggandiku. faggandiku waaw. faggandiku ñenn ñi nga xam ne que leer na leen ne que feebar bi dalu leen. ñu faggandiku di jël chloroquine bi ne serait-ce que 3 fois par hydroxychloroquine bi 3 fois par semaine.
ah d'accord waaw loolu xam naa ni peut-être l'avis du médecin peut-être dina si baax. si on est du corps médical mais je sais que ne il faut de l'audace. il faut anticiper. waaw yi ñuy def nii di dékku yëf bu nekkee këtt ne jonn wër la. amatul ngay ñëw di teg ay stratégie da ngay ñëw avec les moyens de bord. nga régler ko. très bien les plantes là le plante Madagascar bi. artémisia bi nañ ko essayer. mais c'est vrai ba léegi moom mooy ivermectine bi. nañ ko essayer. d'accord y a pas mal de produits qui sont là. qui doivent essayer et puis moo gën cloîtrer les populations. et puis nit ñi nañ ànd ak sax. Cheikh Al Khalifa da doon naan. ci crise des années 30 sabablu leen bu leen sukkandikoo ci yëngu yi. waaw comme que nit ñi may nañ leen ñuy yëngu. ñu daan seen doole. sàmm seen ngor. nañ ci continuer lu ñu am jël. jërëjëf Sëñ Faye mais avec lucidité. jërëjëf Sëñ Faye ñu ngi léegi loolu sant si intervention bi kon ci proposition ak yooyu tamit moomee mu jàpp ni loolu yi tamit bu ñu ko def lu ñàkk mu indi c'est vrai que ñu bëgg a bokk si waxtaan benn lool ñu jël quelques personnes rek waaw waxtu yi jot na salaamaaleykum. maaleykum. allo. waaw Tourando. waaw. maa ngi lay ziar bu baax sant yàlla très bien xam naa nag ñu mujj moom dañ leen di may par 2 minutes rek. waaw d'accord. waaw waxtu yi jot na fu mu ne nii waaw pour ne pas que ñu. jërëjëf Tourando waaw bu bari. maa ngi lay ziar. ginnaaw bu ñu rafetloo waxtaan wi. jërëjëf waaw maanaam aussi sa sponsor yàlla yokk chiffre. amiin amiin waay jërëjëf sëñ Moussa. ak aussi kàddu yi fi jaar rek. dama bëggoon attirer attention nit ñi ci ñaari point rek. ma tënk ko. bi ci jëkk mooy autorisation yi nga xam ne ministre bi da ko doon joxe. joxe nañu ay autorisation signal que ay sénégalais mais ñoom ñëpp ñu ngi poste péage yu càmbor bi ñu parqué foofu demul. gendarmerie téye leen foofu. actuellement nii moment yi may wax ak yow am naa ci ay nit yoo xam ne maa ngi jokkoo ak ñoom téléphone bi ñu foofu ñu parqué. kon bu fekkee ni dañ leen di jox autorisation ba pare ñu départ dem ba foofu ñu parqué leen fa waru ñu leen war jox autorisation. ñu ngi interpellé ministre bi na régler loolu ndax ay sénégalais yi nga xam ne président moo ne nañ leen bàyyi ñu dem. jox nañ leen autorisation gendarmerie mu ngi leen parqué foofu. fi may ñëwaat beneen aspect mooy Moussa nañuy bàyyi di wax waxi jumaa yi ndax lu tax. dañ ni mesure barrière ñu wax ñu port de masque wax ñu raxas loxo wax ñu. bu ñu demee ba président ni nañu oyofal jéem a dund ak jàngoro bi. waaw ministre du transport permettre njaganjaay yi. ñu def place yëpp. gis nga njaganjaay yi ñuy seeree. bus yi ñuy seeree maak yow ñu dend. lu tax mënuñu permettre loolu jàkka yi. ñu takk masque. d'autant plus que jàkka yi dañuy sàppe yi dendandoo bi farata la ci. kon ñu nangul ko transport dañ ko bañal ko jàkk jumaa yi. waaw Moussa nañu seetluwaat loolu waay. très bien loolu kese laa amoon lu may wax te pour terminer aussi Moussa. waaw école yi ñu ngi koy waaj a ubbi la ma la ci waxoon samedi bële laa lay waxaat. seules les écoles témoins yi nga xam ne ñoom la état di wane télé. ñoom la ñuy jël yenn moyens de prévention yi école 4 ba ci démb service d'hygiène ñëw nañ ci. waaw benn salle defuñu fi 5 secondes defuñu ko ci salle yi. dañoo génn ak seen produit yi ba pare yooyu ña ngi fay daw produit bu mën a rey coronavirus lu tax mënut a rey doo. ñun ñi nga xam ne on est dans le secteur de l'agriculture on connaît les pesticides. xam nañu li ñuy liggéey. Moussa bu ñu bëggee ubbi école yi je lance un appel au préfet ñu bàyyi ci xel. nañu dimbali enseignants yi. waaw ñu def bu école yi ubbee chaque semaine ñuy pomper école yi. dëgg la waaw avec les produits nag te bañ di ko def sur le marché di ko jaayaat. dëgg la d'accord jërëjëf fii la ñu yëkkatee jotaay mbokk yi ndaxte nag ñu mën a ñu ngi jéggalu ñi nga xam nag bëggoon nañ ko tey jàppandiwul ñoom ñëpp ñu ngi ci jéggalu baax a baax te nag ligne bi nekk mel lu yéeme la kon ci ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax waaye dinañ dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM waaw xam naa am na ku ceete lool ci ligne bi xam naa nag moom dañ naan ko ñu jël ko rek may ko 1 minute très rapidement asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa maa ngi lay. waaw soxna si ñu may la 1 minute. waaw kay jërëjëf moom kay ma ne maa ngi déglu sànq médecin bi li mu wax am na solo. waaw ni geste barrière yi suñ ko respecté daanaka soxlawul sax ñuy wax ñuy tëj frontière. dëgg la. donc si je comprends bien sénégalais yi nekk Sénégal dañ leen a wóoluwul ci ñu respecter les gestes barrières. mais wóolu nañ vol yi jóge France ñëw fii. le Sénégalais lambda on lui fait pas confiance donc moom naxa la kaw la donc warul mën a respecter le port du masque. absolument c'est bizarre. mais loolu lay nuróol. bot bi comme la ci biiru xeet. Sénégalais ils sont responsables. et puis lan mooy nit ñi dañuy dem di yóbbu feebar bi damaa bëgg ministère de l'intérieur wala de la santé wax ñu kañ la dugg Sénégal. mënuñu la ko wax.
mënuñu la ko wax pour la bonne et simple raison que nit moo feebar rek dem ñu testé ko mu positif. Ouais. Qu'est-ce qui dit que depuis des mois et des mois depuis mu seen ci dugul Sénégal luñ ci xam lan lañ ci xam qu'est-ce qui dit que dëkk yi naan amu fa lu leen ko wax dañ fa def dépistage massif. Très bien ko fa jërëjëf Adja. ah mais c'est désolant. Merci Adja ñu ngi jégalu kon waxtu yi ñu xoj ba beneen yoon incha allah voilà kon mbokk yi jërë ngeen jëf di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM 90 di baalu ñëpp ak di leen baal ak di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci ñi côté tey ñoo ngi leen di déwénati ñi côté suba tam ñoo ngi leen di yàlla ñu yàlla nangul ñun ñëpp ci li nga xam nag mooy lañ ci jaamu ci weer wi yëpp waaw dàqal ñu musiba ak balaa yeeg yëpp kon nag defal ñu tawfiq tey siir fii ci Sénégal ak tamit ci àdduna wërngal këpp jërë ngeen jëf